الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي سبق علمك بالمعلومات وجودها وأحاط اقتدارك بالكائنات فلم تتعدى حدودها ظهرت حتى غار عليك العارفون وبطنت حتى تحير فيك المحققون تعاليت عن لوس الإدراك كما تنزهت عن رجس الإشراك فقلوبنا إليك سائرة وأرواحنا في جمالك حائرة ساحبتنا بلطفك قبل الظهور إلى عالم الشهود وقومتنا بروح اسمك الودود في مراتب الوجود لك الحمد عدد ما كان وما يكون إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. يا أيمة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mbokk maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar kenn ku nekk ci turam ak jëmmam. J'espère que son bi mu ngi leer bu baax bu fekkee am na défaut ngeen teel ma wax. xam naa maa ngi jégalu ci guddee bi dama xawoon a génn ñëw téléphone bi déchargé woon il fallait que ma chargé waat koy tout xam naa tey comme ni ngeen gisee titre bi bind naa rassemblement des grands salafistes et wahhabites du Sénégal au Grand Théâtre. ñu ne dañoo bëgg a xam liñ doon def ñoom suñu doom yu bàjjen yu baax yooyu noonu ndeysaan yal na yàlla kii leen ndax liñ doon def nu mu tudd ndax opération de communication la wala opération de séduction la woon wala itam démonstration de force la woon bëgg nañoo xam daal lan la parce que sans doute depuis dimanche ba léegi dimanche lañ ko defoon ça va faire une semaine demain nit ñaa ngi ciy wax ku nekk a ngi ciy wax man j'ai pas préféré wax ci teel ndax d'abord comme ni ngeen ko xamee olof yi dañuy wax ne buy taw kenn du fobeere naka noonu tamit bu coow li bëree ku nekk di wax yow boo waxee xëy na sa wax mën nañ ko boole rek ci coow yi nga xamante ne gars yi moom la ñuy def wala sax mu bañ a am impact ak effet bi mu war a am. donc j'ai préféré bàyyi ba nga xamante ne jour bi nga xamante ne ñun ci la ñuy dajee ñu wax ci li nga xamante ne mooy suñu xalaat et ça va nous permettre wala ça allait nous permettre ñu mën a am recul mën a déglu côté yëpp itam déglu ñoom salafiste yi dégluwaat leen. waaye tamit déglu suñu mbokk suufiyee yi nga xamante ne ñoom tamit ñu ngi leen di apporter réplique ñi déglu képp ku wax daal alhamdulilah jéem naa fexe le maximum possible ak maandute déglu naa salafiste yi commencé ko ci seen xutbu zaman bu mag bi ki nga xamante ne moo sos seen tariqa bi fii ci Sénégal te moo ko jiite muy Sayyiduna wa Mawlana Cheikhana son éminence docteur Ahmed Lo radiyallahu anhu déglu naa ko bu baax du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon du ñeenti yoon te à chaque fois bu ma koy déglu de deux choses l'une soit damay tëju man kenn soit damay rof samay écouteurs nga xam ne dara du ma déranger loolu yëpp lan laa ci jublu mooy dama ko bëggoon déglu ak yéene bu rafet d'abord waaye tamit ànd ceeg fas yéene bu ma gisee ci waxam ji lu ci jar a jël luy dëgg lu ñu war a jàpp ma jàpp ko ndax dañu ñaan yàlla mu musal ñu ci fanatisme forme bu mu mënti doon waaye itam dama ko doon déglu ci bu ma gisee lu mu wax te ma jàpp ne njumte la xëy na bu ma ko dégluwaatee dinaa comprendre que ne du njumte wala bu ma gisee lu mu wax ma jàpp ne dëgg la bu ma ko dégluwaatee dinaa comprendre ne am na lu ci lëmasu looloo waral ma dégluwaat ko suñu mbokk yi wax ci beneen côté bi tamit déglu naa ci kenn ku nekk ci ñoom léegi nag man li ma ci jàngatee dinaa ci ñëw ci kanam waaye nañu commencer d'abord ci benn mise au point nga xamante ne moom mooy nekk comme suñu muqaddima premièrement comme ni ñu titré ñu ne ndax démonstration de force la salafiste yi doon def wala opération de séduction la xam nga ñu bari fi mu toll nii ñu ngi nekk di leen attaquer de tout bord ñi nga xamante ne ànduñoo ak ñoom ñi nga xamante ne ñoo ànd ak ñoom tamit ba léegi ñu ngi mel ni ñu jëfarul dafa mel ni seen xalil maanaam seen mar dafa mel ni naanaguñ du leen mandil ba léegi ñu ngi continuer communication bi rajo yi télé yi site internet yi fu nekk ñu ngi fay wax ñun taalibe tasawuf yi dafa am benn problème bu ñu dal te chaque jour dinaa koy souligner ñu bari dañ ma dul bàyyi xel wala xëy na dañuy jàpp ne wax ji waxu benn haawulaay buy wax la mais xellante woon ñu ko doon bàyyi xel mooy ñun nous sommes toujours dans la réaction et spontanéité alors que suñu doomi bàjjen yi ñoom ils sont toujours dans la planification ak déroulement d'un plan bien organisé je dis bien wala ma répété ko ñun
nous sommes toujours ci benn réaction ak spontanéité ñoom suñu doom bàjjan yi ils sont toujours dans la planification et déroulement d'un plan bien organisé lan laa jublu ci lii gis nga li ñu def Grand Théâtre dimanche passé képp ku jàpp ne lu hasard la loo xamante ne xew-xew yi am seen diggante ak waa Touba wala coow yi am moo ko waral képp ku jàpp loolu ça veut dire que da nga analyser mbir mi ci angle bu gàtt waxuma ne amunoo analyser mais da nga ko analyser ci angle bu gàtt trop naka noonu tamit képp ku jàpp ne dañ ko def noonu ñoom af wal xaatir maanaam dañoo jékki-jékki rek def ko nii parce que dafa am benn affaire bu ko imposer la situation impose wala oblige comme ni ñu koy waxee ça veut dire que tu n'as pas compris tu passes complètement à côté nañ dégluwante bu baax ñëwuma pour saaga kenn ñëwuma pour attaquer kenn je viens pour donner sama point de vue ci li nga xamante ne moom moo am ak soubassement yi nga xamante ne man comprendre naa ko ci mën naa am ma juum nag duuma malaayka duuma yónentu bu yàlla yónni gis nga li ñu def Grand Théâtre lu ñu togg la depuis 1980 nangam maanaam duwul lu commencé sax ci année 2000 yi togg bu yàgg la léegi togg bi nekku doon ne dañ koo sotti pour lekk de dañ doon ñam ba xam xorom bi baax na wala déet xam nga jigéen ñi suñ mbokk jigéen ñi buy togg des fois mu dem ba mu yàgg mu toqal nii ñam ba xam xorom si yem na wala suukar si yem na li ñu def Grand Théâtre dimanche passé noonu la men maanaam togg ba ñu tegoon cën la ñu tegoon pour teg ko ci togg ko Sénégal ci atum 1900 nangam yi moom lañ doon ñam ba xam suukar seeg xorom si yem na ou pas léegi nag des na beneen phase mooy phase bi ñu yekkee la nekk ci cën li pour nit ñi lekk ko loolu benn la léegi nag dina am situation buy mën a am mu am benn xew-xew buy mën a déclencher benn affaire mu tombé olof yi di wax ne tombé mooy waral ay gaaf dinaa wax olof dinaa wax tubaab dinaa wax bépp maa ngi jéggalu taalibe Sëñ Fallou mais bépp langue bu ñëw sama làmmiñ ci li ma war a wax dinaa ko wax ñun làkk tënkuñu l'essentiel mooy ne message bi jàll bokkuñu ci ñi nga xamante ne dañ naan làkk nangam wala nangam ak nangam alors ku mën a comprendre ngeen dimbale ñu ngeen comprendre ku mënut itam ñu ngi koy jéggalu ma ne li ñu def Grand Théâtre togg bu yàgg la bu ñuy ñam xorom beeg suukar bi ndax saf na wala saful léegi li des mooy bu togg boobu ñoree ñu yàq ko c'est une planification bien déroulée et un plan boo xamante ne systématiquement dañu koy togg di ko teg te ba léegi fa ñu jëm waxaguñu ko ku am seetlu nag am ak analyse di nga séen fa ñu jëm horizon bi yaa ngi koy séen ku ko amul nag yow yaay jàpp ne ay kuréel la nii rek boo xamante ne benn déclaration Sëñ Amsatu Mbàkke moo ko waral wala ay taalibe yu jugoon dem attaqué ngaabu wala dem attaqué xaw ma fan moo ko waral ku amul seetlu loolu ngay jàpp. léegi ñun tasawuf wala ñun taalibe mu tasawuf fay c'est quoi notre problème dans tout ça mooy nous sommes dans la réaction maanaam damay dem tëdd nelaw ba mu neex ma Cheikh Baye wala Massamba wala Mademba chaque jour bu nekkee di wax ma naan kooku il est toujours dans la polémique it polémiste la nangam. léegi bu ne këtt ne jonn ma daal di jóg ne damay réagir loolu mooy suñu problème ñun alors que ki ñëw pour attaquer la moom dafa planifier attaque bi planifier mode opératoire bi planifier heure bi planifier lépp mu ngi mel ni bu ma la ko jox misaal bu jege élève bi war a jàngi mu def montre am réveil nekk ci ay digg nelawam montre bi sonné gis nga ni muy tiitee noonu benn instant mel ni ku kii ñun fi mu toll nii ci suñu réaction yi ñu bari foofu la leen di mbir mi di toll moo tax bu ñuy tëb di réactionné da ngay gis soit ay saaga lay doon wala ay violence lay doon wala ay waxu kasaw lay doon sax xuloo dàgg sant ci lay doon alors que ñoom ñi ñu attaqué dañu viser bu baax a baax fan la ñu war a dóor dañu togg naka lañ ko war a dóoree dañu togg kañ lañ ko war a dóor dañu togg kan moo ko war a dóor ak kan moo warta dóor li mooy ñaareel bi léegi rassemblement am na man dama gëm ne ñaari yëf ñoo ci dajewoo mooy démonstration de force ay nit ñuy natt seen doole ñaareel bi mooy opération de séduction parce que am na ay faits yu am ak changement yu am yoo xamante ne ñoom bëgg nañoo recycler waat te loolu
nañ toppante déglu leen ma ndànk-ndànk vous allez comprendre li ma ci jublu. Ahmed Lo yonentu yàlla Ahmed Lo mi jiite xalif généralu tariqa mer ngemb yi ci Sénégal kañ ngeen ko mës a gis depuis ba mu bindee téereem bi ñib si Sénégal mu oote rassemblement bu mel nii kañ la mës a am tontu bi mooy mësta am. pourquoi bàyyi ba ki tudd Cheikh Tidiane Gueye nekkatul ci Sénégal bàyyi ba ki tudd Sidi Lamine Niass nekkatul ci Sénégal mu mën a oser taxaw def lii pourquoi. dafay feeñ ci discours am parce que ci biir discours bi yéen a ngi dégg mu ngi wax ne médias yi nga xamante ne nii du ñu bind du ñu nàngam ci ñun ndax foogoon nañ ne attaques yi ñu ñuy def médias yi bon nañ koo kii maanaam mu ngi nekk di sànni médias yi xeer. bu Sidi Lamine doon dund du ñemee wax loolu ci làmmiñam parce que Sidi Lamine kat rahimahullah ñaata yoon Sidi Lamine ñaata yoon la tàllal Ahmed Lo micro ñaata yoon la ko tàllal plateau ñaata yoon la ko tàllal temps d'antenne ne ko ñëwal saay bu la neexee bis bu la neexee weer bu la neexee Ahmed Lo bañ. kon bu Sidi Lamine doon dund moom phrase boobu du ko ñemee prononcé léegi nag temps bi xëy na ñun ñooy gis ne yàgg na xëy na sax ñi dem ba jàpp ne amul benn rapport bu mu am fekk déedéet am na rapport bu rëy a rëy Sidi Lamine mu ngi génn àdduna 2018 Ahmed Lo def rassemblement bi 2021 lu tax diir ak li Sidi Lamine dund ñemewu kaa def lu tax diir ak li Cheikh Tidiane Gueye dund ñemewu kaa def vous allez comprendre bu ngeen ma toppee. lii moo tax nag wahabis yi moom foo tuddee Cheikh Baye ñu dagg saaga parce que man yi ñuy def balaa ñu koy def ak li ñuy xalaat balaa ñu koy xalaat man ci laa leen ciy jiitu suñu yeneen mbokk yi nag moom dañuy xaar ba gaa yi def ba pare ñoom ñu ne soog a nekk di kii ku comprendre ne salafisme bukki bu sàngoo deru bay la tu n'as rien compris dans ta religion. léegi nag am na ay mbir yoo xamante ne bëgg naa ñu wax ci bu ñu waxee ci rassemblement bi ba pare danañ wax ci façon réaction bi nga xamante ne moom la leen nit ñi apporté. ñetteel bi danañu wax ci sufiyanke wala taalibi sufiyanke yi nga xamante ne ñoom ñooy jéem a am tadaamun maanaam ñoom ñooy jéem a am compassion di jéem a collaborer ak salafiste yi soit ci seen discours soit ci seen présence ñi nga xamante ne dem nañ fa peut-être ils se sont trompés de bonne foi mais dinañu ci ñëw. léegi Ahmed Lo woote na rassemblement taalibeem yépp wuyu yu nañ ko wax nañ ne ba ci sous-région bi sax am na ay kaar yu fa jugee. blague à part bu ñu tegee blague yi à part ay gàmmu la ak ay bidaa bu ñu sos la loolu yëpp nañ ko teg à part nañu analyser une personne boo xamante ne moom mooy gis ay nit ñuy jugee Nigéria wala Mali wala Bénin wala Ghana di ñëw ci gàmmu Medina Baye wala di ñëw màggal Touba wala di ñëw gàmmu Tiwaawan muy taxaw ci kaw mimbaram di ko diingat di ko ŋàññi di ko xas tey jii kooku woote rassemblement en moins d'une semaine ñu def ay affiche def ay communication def ay publicité ba pare ay car ak bus jugee fu nekk ci sous-région bi Mali Guinée nangam ak nangam ak nangam. bi mu ñëwee il a axé son discours ci ñetti point ginnaaw bi mu defee li muy def ba pare bon introduction yeeg yooyu yëpp waxoon naa leen ko fi samedi passé que ne leen nii ak nii ak nii lay demee. xëy na bi ma koy wax ñu bëri foogoon nañ damaa nekk di leen tooñ mais man je savais pertinemment duuma Selbé Ndom nag duuma gisaane kat mais salafiste ab salafiste lu mu nar a def maanaam lu mu nar a gént tey ci guddi man mën naa la kaa wax bu tëddee bu dee ci wàllu diineem ak ci doxal diineem la aju bon métaphore laa wax ab salafiste lu mu nar a gént tey ci guddi balaa muy tëdd mën naa la ko wax bu dee ci wàllu diineem la aju donc ni ñu ko déroulé noonu que ne dañuy ñëw ñi escorté Ahmed Lo taalibe danañ ñëw foofu ànd ak ay garde du corps bu ñëwee kii mooy ubbi alxuraan kii mooy yor micro central bi nii la koy distribuer Ahmed Lo mooy mujj wax buñ paree ñaan ni ma ko waxee yëpp noonu la tëddee woon alhamdulilahi rabbil alamin dugguma ci seen secret duuma agent secret awma infiltré ci seen biir awma ay tuub mais dama leen na xam nu raw ni ma xamee sama rëdd baaraam yi dama leen a xam. léegi bi mu ñëwee ki njëkk a jël parole wala ci kenn ci ñi njëkk a jël parole fi mu njëkkee mooy opération de séduction jéem a jël nit ñi par les sentiments commencé wax jaar-jaaru Ahmed Lo ak bokk gi mu bokk ak nit ñi fii ci Sénégal rawatina waa Touba
mais xam ngeen Ahmed Lo livre am bi mu bind muy taqdisul ashxaas mais sëriñu Sénégal yi fi gën a siiw ñëpp sëñ Touba rek la fi tuddul ak Cheikh Ibra Fall ak waa Touba yi maanaam ñoom rek la ci épargne ñoom kese la ci tuddul mooy ne intelligemment gis ngeen Ahmed Lo xel mi rëy ku jàpp ne Ahmed Lo ab dof la tu te trompes xel mi moo gën a yaatu bu Abu Lahab bi moo gën a yaatu bu Abu Jahl bi moo gën a yaatu bu Iblis bi xel mi comme innama sabilu lépp lu muy def amul lu ci anodin lépp lu muy def amul lu ci anodin pas bu mu teg amul lu anodin ci biir léegi bi mu ñëwee commencé wax ak bokkam ak waa Touba ak ni waajuram bu góor bokkee foofu maanaam mu ngi bëgg a am ay alliés ci waa Touba pour loolu servir ko de base pour mu mën a faire face ñi nga xamante ne ñoom la bëgg a éradiquer muy yeneen mutasawifa yi te bu paree ci waa Touba yi la jëm si. moo tax cité na Cheikh Ibrahim Niass ci téeréem bi cité na Cheikhu Tidiane cité na Cheikh Omarul Fouti nommément mais Serigne Touba dafa mel ni Ahmed Lo da koo fàtte wala ku tudd Serigne Touba amul ci Sénégal. léegi nañ tegee de côté wax ne waaye juróom yenul na sëñ Touba xawma lan ba boo yaa kii deru boppam bi xolleeku ainsi de suite nañ tegee loolu yëpp de côté nañ tegee de côté affaire u aatifiya maanaam affaire u sentiment yi ñuy jéem a jëlee nit ñi naan waaw bokk la fii la dëkk kenn mënu ko fee génnee Abu Lahab bi yàlla wàccee ci moom tabbat yadaa abi lahabin wa tabb moog waay juru yonentu bu góor ñoo bokk moog waay juru yonentu bu góor ñoo bokk benn waay jur bu leen jur Abu Lahab bi yàlla wàccee ci moom tabbat yadaa abi lahabin moog yonentu bi ay dëkkandoo lañ woon ñaari kër ñoo doxoon seen diggante kon wax ne Touba la dëkk fii la juddoo ça veut rien dire absolument rien dire ay waxu kasaw la ça ne veut rien dire wax ne Touba la juddoo Abu Lahab Màkka la juddoo wax ne Touba la dëkk dafa jege sëriñ si këram ak kër sëriñ si ay nangam Abu Lahab këram ak kër yonent bi ñaari kër ñoo ci doxoon ay dëkkandoo lañ bu sëqatee bu baax yonent baa ngi koy dégg ci këram wax ne moom dafa bokk ci Touba ci wàllu deret Abu Lahab ak ki jur yonent bi ñoo bokk benn waay jur bu leen jur ça ne veut rien dire te mu gën a yées ci lu yàlla bind ci xeet bi kon Ahmed Lo bokk Touba wala mu bokk fa ci deret ça ne veut rien dire absolument rien dire ci ko am ak seetlu tuuti wala mu xam dara donc discours boobu ngir yàlla ngeen tegee ko de côté naka noonu tamit ay Touba la jàngee fii la commencé jàng nangam Musaylamatul Kazzab mi ngeen di dégg dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam durant 6 mois jàng alxuraan ba muy dem am ñu mu ànd ak dem doog a woote ne ab yonentu la kon yow nga jàngee Touba ci sëñ As Jaxate wala ci sëñ diw wala ci sëñ diw ça veut pas dire que da ngay nekk nit ku baax ba doo wax lu bon wala doo saaga wala doo xaste parce que Musaylamatul Kazzab jiitu na la ci ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngi si ci moom jël alxuraan bi mu delloo woote ne ab yonent bu yàlla yónni la. alors ñaareelu point bi wala ñaareelu tànk bi ñu teg mooy ginnaaw loolu jël nañ nag discours yi ki njëkk a jël wax na ci nangam ak nangam keneen ki jël wax na gis nga seen discours yooyu lu ñu toog la planifié ko kii ne yow yaay waxee ci axe bi kii ne yow yaay waxee ci axe bi yow fii ngay duggee man fii laay duggee yow fi ngay duggee ak man fi may duggee du bokk. C'était bien planifié et bien programmé ay guddi la ñu toog ay guddi moom la ñu toog xalaat loolu togg ko ba mu ñor te li Ahmed Lo wax ak li Ibrahima Khalil Lo wax réeroo wuñu maanaam fi mu toog noonu Ahmed Lo bu amoon empêchement Ibrahima Khalil Lo mën na tari discours Ahmed Lo bi à sa place naka noonu Ibrahima Khalil Lo bu amoon empêchement Ahmed Lo mën na tari discours Ibrahima Khalil Lo bi à sa place parce que kenn ku nekk xam nga li sa morom war a wax buñ bëggee ma wax leen ki bind discours bi. léegi Ibrahima Khalil Lo bi muy wax bu ngeen seetloo façon bi mu waxee bokkut ak bi Ahmed Lo waxee mooy dafa ñëw commencé tudd Serigne Touba tudd Masalikul Jinaan jël ay citation teg commencé naan waaw alxuraan wax na nangam di jéem a victimiser wu. Ahmed Lo bi mu ñëwee comme moom mooy seen xutbu bu mag bi mooy chef de gang bi il a fait une chose très dangereuse très dangereuse. ku ko comprendrewul da ngay foog ne kii li mu wax yëpp dëgg la wala am na lu ci nekk dëgg fekk li mu wax li ko daggee alif ba yaa maanaam A ba Z lépp ay kasaw la. premièrement dafa commencé discours am ci dégager ay responsabilités am
ak setal boppam wane ne moom dañ koy tuumaal ci benn téere bu ñu bind te ñu koy tuumaal ay nit lañ ñoo xamante ne ni dañoo mal intentionné pour jaxase ko ak nit ñi. téere boobu noonu bi mu ko bindee yàgg na depuis nangami at la ko bind léegi nag téere boobu la ñuy jël di ko dekkilaat nañu taxaw foofu tuuti. Ahmed Lo téere bi mu ko bindee yàgg na lu mu yàgg matagul 30 ans 1996 la wala 97. Cheikhou Tidiane mi nga tudd ci sa téere bi Cheikhou Tidiane sa diggante moom lu mu gàtt 200 ans dox na ci lu tax ngay jëm ci jël ay téeram di tudd moom. wala yow am nga droit tudd ku la rawee 200 ans ci sa téere mais yow ñi nga rawee 20 ans 25 ans waruñoo tudd sa téere. 92 97 yëpp benn la ci 1990 yi la tege en tout cas téere bi 97 la dugg Sénégal wala 96. léegi yow am nga droit cité ñu la rawee 200 ans 300 ans 500 ans tudd nga Abdul Wahab Charani magee na la lu mu bon 6 siècles 600 ans tudd nga Ibnu Arabil Hatimi magee na la lu mu bon juróom benn téeméeru at. mais yow sa téere bi ñi mu magee 20 ans nga ne buñ ko tudd li ma leen di wax toujours la doomi yàlla amul ci diggante ñun ak yéen de ñun ñëpp ay doomi aadama lañ bu fekkee da ngeen a jàpp ne yéen a ñu gën wala yéen ay doomi yàlla ngeen sëti yahudi jarbaatu nasaraan il faut que vous vous trompez. alors loolu la commencé ci dégager responsabilité boobu ñaareel bi mu def lu ñuy tuddee menace ak défi. naan mu ngi lancé défi ku wax nangam ci wahdatul wujud mu ngi lancé défi nangam moom deful lu dul cité danañ ci ñëw ci partie boobu noonu loolu yaatu la ñetteel bi mu daal di commencé nag opération de séduction bi mooy sang ak rafetal image bi nga xamante ne moom foofu la bokk ak diine ga mu bokk muy diine salafisme diine wahabisme wane ne diine bu rafet la buy woote ci mbaax la buy woote ci njub la buy woote ci xam-xam la buy woote ci yàlla nee na yonent bi nee na la buy xeex mbon la. foofu nag ci opération de séduction boobu foofu la daal di dugalee waxu sëñ Touba gi mu wax ne Serigne Touba ci alxuraan ak sunna la nekkoon. may leen ma entre parenthèse foofu wax jooju gis naa murid yu bëri di ko rafetlu naan nangam mais malheureusement peut-être ils n'ont pas compris. Ahmed Lo il n'a pas dit que Serigne Touba sunni yu la woon ci ahlu sunnati wal jamaa la bokkoon il ne l'a pas dit. il a dit que ay jàngaleem ci alxuraan ak sunna la ko tegoon. y a une grande différence entre maanaam ca ñoom wahabiste yi y a une grande différence entre ñu ne la kii sunni yu la ci ahlu sunna wal jamaa la bokk ak kii daf doon jéem a dox ci alxuraan ak sunna. parce que buñ ne la kii dafay jéem a dox ci alxuraan ak sunna lañ la ciy tegal mooy mën naa juum mën naa tarxiis ndëggoom mën naa rëcc waaye buñ ne la kii ci waa ahlu sunna la bokk lañ la ciy tegal mooy ne kooku ku jara roy la ku jara topp la ku jara suivre ay jàngaleem la. ñaari notion yi lu am solo la ca ñoom wahabiste yi te malheureusement sufiyanke yi ma gis ñi rafetlu wax yëpp ils n'ont pas compris cela. bu bëggoon na wax Serigne Touba lu rafet konoon dafa waroon na wax ne Serigne Touba ci ahlu sunnati wal jamaa la bokkoon bu doon daf koo bëgg a wax lu rafet bu doon tagg la jublu ci wax jooju mais wax ji mu wax ne ci alxuraan ak sunna la doon jéem a dox loolu moo koy may ay taalibeem plus tard après ñu wax ne nag malgré loolu juum na fii buntu boobu la doon ubbi te moom lañ yàgg ubbi. léegi nga laaj ko da nga koy laaj bu waxee loolu sëñ Touba nee nga ci alxuraan ak sunna la nekkoon léegi yow ci alxuraan ak sunna nga nekk mu ne la waaw léegi pourquoi mësuma laa gis ci sa dund yow wala say taalibe wala sa école wala sa juma mësuma leen a gis ngeen ubbi benn téere sëñ Touba di ko jàngale wala gëmu leen ne ci biir téere sëñ Touba yooyu moom jàngalee alxuraan ak sunna ñoo fa nekk. bu fekkee ne gëm ngeen ne ci biir téere Serigne Touba yi jàngale alxuraan ak sunna ñoo ca nekk kon war ngeen na mën a ubbi téere Serigne Touba jàngale ko comme ni ngeen di ubbee téere Ibnu Usaymin ak téere Ben Baz ak téere Albani ak téere Ibnu Taymiya. bu dee nag da ngeen na wax ci seen làmmiñ que ne Serigne Touba ci alxuraan ak sunna la doon dox
et malgré loolu yéen a ngi séexlu ay téereem ba du ngeen ko ubbi jàngale ko mooy ne li ngeen wax ci seen làmmeñ yeggul seen xol wax ji du dëgg ci yéen parce que da ngeen a jàpp ne téere boobu yellut pour ñu jàngale ko ndax ay réer moo ci nekk bu doon da ngeen a gëm ne ay njub moo ci nekk comme ni ngeen ko njortee ci téere Ibnu Taymiya yi da ngeen ko ubbi jàngale ko ndax moom moo gën a yey ci ngeen jàngale ko fii ci Sénégal ubbi téere Sëñ Touba wala téere Baye Niass wala téere Maam Khalifa wala téere Sidi Hadj Malick fii ci Sénégal jàngale ko moo gën a yey ka nga naan da ngay ubbi téere Ibnu Taymiya wala téere Ben Baaz di ko jàngale léegi laaj leen ko loolu rek ku la wax loolu ci salafiste rek laaj ko laaj bi gëm nga ne Sëñ Touba ci sunna nangam la nekkoon waaw gëm nga ne Baye Niass ci alxuraan sunna la nekkoon waaw léegi ubbil ay téere nga jàngale ko naxikaay la bu ñuy naxee ñu baree bari ci mutasawwifa yi Omar Sall dégg ngeen ko ci xutbaam bi gaa yaa ngi koy tasaare mu ne dafa am benn waay bu ko woo naan ko xaw ma lan ngeen wuuteeg ñun nangam ak nangam mu ne ko wuutewuñu ak yéen mag ñi dafa am luñ fi bàyyi woon lu baax ginnaaw gi nit ñi yàqu gis ngeen loolu dafa bokk ci les ruses yi nga xamante ne salafiste yi dañ koy def dañuy ñëw ne la ñun amuñu problème ak mag ñi li mag ñi jàngale woon moom la ñu teg suñu tànk léegi yéen ñi ñëw ginnaaw gi yéen a yàq jàngalee mag ñi léegi salafiste bi bu la waxee loolu ngir yàlla balaa muy dem taxaw ne ko kaay ne ko mag ñi dañ daan gàmm lan mooy sa position ci gàmm yow ndax gàmm lu baax la wala lu bon la bu ne la gàmm lu baax la ne ko lu la ko teree def bu ne la gàmm lu bon la ne ko kon li nga wax ne mag ñi lu baax lañ fi sampoon ñun ñoo ko yàq waxoo dëgg muy benn ñaareel bi nga ne ko mag ñi dañoo gëmoon am sëriñ jàpp ci moom mu jox sa digganteeg yàlla yow lan mooy sa position ci loolu ci diine bu ne la kenn warta jàpp sëriñ nga ne ko kon wuute nga ak mag ñi yow te man maa dëppoo ak mag ñi parce que li mag ñi jàngale ci laa nekkoon léegi loolu bu fekkee lu bon la lu tax ngay wax ne kon mag ñi lu baax lañ fi bàyyi woon kon nekk li nga wax noonu gëmoo ko du dëgg ci yow ñetteel bi nga ne ko mag ñi dañoo gëmoon ne nit ki war naa jugee këram dem ziyaara ji yonentu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lan mooy sa position ci wax jooju ak gëm-gëm boobu bu ne la loolu luñ mën a def la ne ko pourquoi doo koy def doo koy jàngale bu ne la luñ mënta def la ne ko pourquoi kon nga wax ne mag ñi lu baax lañ fi jàngale woon bu fekkee nee na lu bon la ne ko pourquoi nga wax ne mag ñi lu baax lañ fi jàngale ñetteel bi ne ko mag ñi dañoo gëmoon ne nit ki war naa mën a ñaan yàlla ci barke yonentu bi wala ci barke benn nit bu am barke mooy tawassul laaj ko lan mooy position ci loolu bu ne la loolu lu bon la kenn waru kaa def nga ne ko mag ñi jàngale nañ ko kon dangaa bëgg a wax ne mag ñi lu bon lañ jàngale et pourquoi kon ngay ñëw di ma jéem a nax di ma jéem a tromper naan ma mag ñi dañ fee bàyyi lu baax ñun ñi ñëw seen ginnaaw ñoo ko yàq pourquoi nga ñëw di ma jéem a tromper naan ma yow yaa gën a dëppoog mag ñi man mi ñëw ginnaaw gi maa wuuteeg mag ñi te li mag ñi gëmoon yépp yow gëmoo ci benn lu tax nee ko mag ñi dañoo gëmoon bind ay xasaayit ay bayit di ci tagg yonent bi di ko màggal yow lan mooy sa position ci loolu bu ne la lu baax la nee ko lu tax doo koy def bu ne la lu bon la nee ko mag ñi def nañ ko kon lu tax nga ñëw di ma bëgg a nax naan ma yow yaa dëppook mag ñi man maa wuuteek mag ñi toppee ko noonu ba mu jeex da ngay gis ne à 100% ñoom ñoo wuute ak li fi mag ñi bàyyi woon ba pare ñëw di la jéem a nax parce que ñemewuñ laa wax ouvertement que ne mag ñi lu bon lañ fi tegoon ñemewuñ laa wax ouvertement que ne ñoom seen pas-pas ci mag ñi mooy ne réer la Ahmed Lo def na la même chose naan Serigne Touba ci alxuraan ak sunna la nekkoon ñoom amuñu problème ak nit ñi ñoom jëf yi la ñuy wax jëf yi la ñuy ŋàññ mu daal di jeexalee waxam ji ne dafay lancer ñetti lettre ouverte yoo xamante ne benn bi mu ngi ko jëmale ci état bi benn bi mu ngi ko jëmale ci ay taalibeem benn bi mu ngi ko jëmale ci ay mbokkam yi mu dëkk ak Touba bon nañ taxaw benn bu nekk ñi jàngat ci bi ñu ci gën a ñor nag mooy bi mu jox état bi ak bi mu jox ay taalibeem bi mu jox état bi daf ci wax ne kañ ilaa mata maanaam ba kañ la ñuy toog di seetaan ay nit di jug di attaquer nit sans raison et sans conséquence kañ la ñuy xaar maanaam ba kañ la ñuy bàyyi la violence à la portée de tout le monde mais Ahmed Lo waroon naa fàttaliku te mu waxaale ko état bi lan moo jur réaction bu violente bi lan moo ko jur ñaata nit ñoo jàngi ci Sénégal ñëw
amee seeni doctrine amee seeni xam-xam amee seeni diplôme amee seen doctorat ak seeni masters ak seeni professorat kenn demul seen kër attaqué leen kenn waxu leen lu ñaaw ñaata nit la. pourquoi yow bizaat yow ak sa mbooloo lan moo ko waral loolu waroon nga kaa waxaale état bi mais xëy na da nga ko fàtte mais man dinaa la ko wax te dinaa ko wax état bi ñu dégg ko. li ko waral mooy dangaa bind benn téere boo xamante ne la nga def ci téere ba amul ku la ci jiitu ci Sénégal bi Sénégal di Sénégal ba léegi mooy téere bi da nga kaa tuddee ne taqdisul ashxaas fil fikri suufi maanaam sellal gi nga xamante ne nii moom la waa tasawuf ci seeni xalaatin di sellalee ay doomi aadama ba di leen yéegal ci maqaama yàlla ak ab yonentam téere boobu noonu boo ko liiree ba pare téere bi boo ko liiree ba mu jeex résultat bi nga ciy génnee mooy benn affaire ci diine bu ñuy tuddee tasawuf bokkul ci diine ji benn infiltration la boo xam ne lu yàqu ci diine ji looloo ko yàq maanaam fikra boobu moom ngay génnee boo paree ci liir téere bi bu fekkee gëm nga li muy wax bien sûr. léegi mag ñi nekk ci Sénégal yépp Ahmed Lo waroon ngaa waxaale état bi ci lettre ba nga ko envoyé verbalement nga wax leen ne mag ñi nekk Sénégal yépp la ñu gëm loolu muy tasawuf man moom laa jël takku ko ci mbuus sànni ci poubelle bi looloo tax ma am ak seeni taalibe problème loolu waroon nga kaa waxaale dafa bokk ci mandute te yow borom xam-xam nga nee nañ ko mandu nga waroon ngaa waxaale loolu mais comme waxoo ko man dinaa la ko fàttali après prochainement booy defaat beneen kii annuel nga kii ko nga istidrak ko. waroon ngaa waxaale sa gars yi tamit ne waa état bi nga doon waxat surtout Moustapha Diakhaté mu ngi fa woon gis naa ko waroon nga kaa joxaale message mu yóbbul ko Mawlaana ne ko man Ahmed Lo maa bind téere wax ci biir téere ba ne Cheikh Ibrahim Niass muy Baye Niass ak sëriñam Cheikhu Tidiane ak Cheikh Umarul Fouti dañoo gëm benn pas-pas boo xamante ne ku ko gëm yéeféer la loolu waroon nga kaa waxaale. bu fekkee da nga fàtte page bi xaaral ma fàttali la ko boo delloo ci taqdisul ashxaas fil fikri suufi mooy téere bi son éminence bind di nga gis ci volume 1 ci page 555 5 ak 5 ak 5 son éminence di wax ne wa amma Cheikh Ibrahim Niass faqad kaana aksara tijaaniyina al mutaaxirina taxqiqan li aqidati waxdatil wujud. Quant à Cheikh Ibrahim Niass moom mooy l'un wala le plus grand tijaan ci ñi nga xamante ne ñoo mujj ñuy saxal di dëggal pas-pasu waxdatul wujud. Cheikh Ibrahim Niass moom ci magu Sénégal yi la bokk ñi nga xamante ne yow yaa toog ci Grand Théâtre ni mosoo leen a saaga Cheikh Ibrahim Niass kenn la ci ñooñu nga xamante ne minimum ay millions ngi nit ñoo ko topp minimum ay millions ñoo ko topp. nga ñemee wax ne kooku bokk na ci ñi gën a dëggal pas-pas boo xamante ne boroom xam-xam yi nee nañu ku gëm pas-pas boobu yéeféer la lan nga ñu bëgg a jox comme résultat mooy ne kon kooku yéeféer la parce que ci biir wax ji yaa ngi wax ne xatta bana zawiyatin istaqtaba tijaaniyina min kaafati bilaadi garbi ifriqiya ilayha li tarbiyatihim ala hazihi al aqida ba mu dem ba tabax benn zawiya muy juma maanaam sos kuréel goo xamante ne ni mboolem tijaan yi ci garbu ifriqiya fexe na ba jokkale leen ak loolu ngir yar leen ci pas-pas bu bon boobu li hazihi al aqida boobu mooy ban mooy aqidatu wahdatul wujud nga ne Cheikh Ibrahim Niass zaawiyaam ak liggéeyam ak li muy yar ay taalibe mooy ci pas-pas boobu te pas-pas boobu noonu wax nga ci sa téere bi clairement que ne pas-pas bu bon la boo xam ne ku ko gëm yéeféer la léegi nga ëlbatiku ne Cheikh Ibrahim Niass gëm na ko ca la doon yar ay taalibeem ca la samp ay zaawiyaam qu'est-ce que tu veux dire peut-être yaa ñu mag ci ay at mais malheureusement je suis désolé de te le dire tu n'es pas plus intelligent que nous parce que nag ci li ma xam ñun nàmpuñu ay meewu animal suñu meewu waajur yi lañ nàmp kon au moins am nañu benn sens am nañu benn raison kon mënoo ñoo nax waroon ngaa waxaale état bi nga leen di jox message bi lii nii ma la wax nga ne li tax ma am problème ak waa Sénégal bañ may tudd di ma wax lu ñaaw mooy dama xool seen mag yi ñu gën a fonk ma askan leen ne dañoo gëm ay pas-pas yoo xam ne ku gëm loolu yéeféer la
loolu nga waroon a wax. tey jii boo ñëwoon tey jii exemple bu terre à terre boo ñëwoon ne Macky Sall ngay bind téere par exemple communisme lu bon la nangam wax ci communiste yi lu nekk wax ci nazisme lu bon la nangam léegi ci biir téere boobu nga daal di citer benn politicien bu mag nga ne dafa gëmoon pas-pasu nazisme lan nga bëgg a wax bu fekkee bëggoo wax ne kooku lu ku bon la kooku nazi la kon lan nga bëgg a wax kon boo waxee ne aqidatu wahdatul wujud aqida yéeféer la ku ko gëm yéeféer la weddi yàlla la mooy yàlla la ba pare nga ëlbatiku ne Cheikhu Tidiane moom la gëm Cheikh Oumarul Fouti moom la gëm Cheikh Ibrahim Niass moom la gëm moom la doon jàngale moom la doon yar ay taalibeem qu'est-ce que tu veux dire et après tu oses venir jusqu'au grand théâtre mu dire que yow saaga woo benn mag say taalibe di wër ci plateau yi naan saagawu leen benn mag mais arrêtez léegi loolu premier message bi mu jox état la deuxième message bi mooy message de sécurité et de paix bon sur la forme ku nekk mën na ci d'accord ci woote ci jàmm parce que jàmm moo gën lu dul jàmm waaye nag sur le fond ki woote ndax moom mooy la personne la mieux autorisée à en parler ki woote ndax kuréelam ñoom ñooy kuréel bu mieux placé pour wax ci jàmm ki woote ndax pas-pasam mooy pas-pas bu mieux placé pour wax ci jàmm lii ci fond bi lu ñu war a xool la te waroon nga kaa waxaale état bi ngir yàlla bépp salafiste buy waxati di woote ci jàmm nañu baal mu fàttali ñamiy waxat kene leen ñoom ci seen gëm-gëm ñoom ñiy woote ci jàmm dafa bokk ci ne comme li seen sëriñ Cheikhul Islam Ibnu Taymiya wax ne képp ku gëmul ne yàllaa ngi toog ci kaw asamaan si mën nañ koo joxañ ak baaraam nañ la tuubloo boo tuubul ñu dagg sa baat loolu bokk ci li ngeen di wax maanaam venez et présentez-vous que waaw nous sommes les ahlus sunnati wal jamaa nous vous appelons à la paix et à la sérénité ñun jàmm lañ bëgg ci réew mi parce que ahlus sunna ci yoonu jàmm lay woote ñun ñooy kuréel bi nga xamante ne nag ci suñu biir suñu sëriñ Ibnu Taymiya bind na ne képp ku gëmul ne yàllaa ngi toog ci kaw asamaan ñu mën koo joxoñ ak baaraam nañ la tuubloo boo tuubul ñu dagg sa baat ñun ñooy kuréel bi nga xamante ne suñu sëriñ Cheikhul Islam Ibnu Taymiya bind na ne képp kuy julli tisbaar wala takkusaan wala timis wala gee wala suba di biral sa yéene nañ la tuubloo boo tuubul ñu dagg sa baat ñun ñooy kuréel gi nga xamante ne suñ sëriñ Barbahaari bind na ne képp kuy toogaaleeg nitu bidaa nañ dagg sa baat maanaam yow mi toogaaleeg nitu bidaa yaa gën a yées ci kaw suuf waxaale leen loolu wax leen ñu mel noonu ba pare ngeen boole ci sax ne suñ sëriñ Muhammad ibnu Abdul Wahab bind na ci téere bi waa taalibeem yi dajale mu tudd ad duraru saniya fil ajwibati najdiya ngeen ne leen ñun ñooy wahabiste yi topp Muhammad ibnu Abdul Wahab mi nga xamante ne moo wax ne képp kuy seetaan télé kooku yéeféer la parce que télé matière la boo xam ne dafay jëmee nit ci yéeféer ñun ñooy ñi nga xamante ne suñu sëriñ bind nañ ne képp kuy dugal sa doom yi ci éducation occidentale yow yéeféer nga dañ laa war a rey sa alal dagan na ñun ñooy ñi nga xamante ne suñu sëriñ yi bind nañ ne képp ku wax laa ilaha illallah bu àndut ak juróom-ñaari charte du la jëriñ dara tu restes un yéeféer dee leen wax loolu ngir yàlla dee leen wax loolu dafay gën a faire passer votre message quoi dama leen koo ñaan rek léegi nañu déglu Ahmed Lo benn discours bu mu waxoon te ngir yàlla na ngeen ko di boole ci seen message de paix yi ngeen di joxe ak exemple de paix yi nañ ko déglu. bu den léeg ñi xuus ci biir bidaaya di ci dund guddi ak bëccëg mu jàppe loolu mu nekk lu woyofalal leen loolu du dundinu ahlu sunna rawatina nag di ko bokk ak ñoom wala yaatu billah kon njuumte la ci koo xam ne dafa askanoo ci alkitab wa sunna mu jàpp ne mën naa xuus ci biir bidaa wala muy jëflante ak waa bidaa ci yenn jëflante yi bokkuñu defuñ jaxasoo ak moom bu mu wax ak moom bu mu def ak moom war na koo laa biir war naa wax ak moom war naa jëflante ak moom waaye day bu mu bëgg ci bidaa bu mu ca bokk bu mu jaxasoo ak moom ci bidaa yi léeg-léeg dañuy seetlu lenn ci ñuy askanoo ci sunna la ñuy muñal waa bidaa duñ ko muñal sax seen mbokk yi nekk ci biir sunna kooku njuumte lu rëy boo toogee mën a wax ju leer nañ ñi critique sax sa mbokki jullit yoo xam ne ci sunna lañ nekk ba nag boo wéetee waa bidaa ne jàll ci bidaa yi ñuy def wala sax ñu wax ci sa kanam wax yu doy waar nga dégg ko ba àggal ne ci jàll ba noppi teew fañ nekk loolu lu mat a wattandiku mbokki jullit
ok déglu nañ son éminence ki doon wax ni moom mooy son éminence Mawlana Cheikh na docteur Mouhammad Ahmad Lo radiyallahu anhu nee na waa sunna te waa sunna bu ko waxee mooy ñoom ñiy sol seen tubay rakk yi nee na dafa bokk ci seeni njuumte ñiy toogaaleeg waa biddaa bu ko waxee mooy képp ku nekk Sénégal te gëmoo mbiram wahabisme wala salafisme wala ibaadu rahman moo xam ngay murit wala ngay tiijaan wala ngay xaadir wala ngay laayeen wala ngay naqshabandi wala ngay whatever tant que gëmoo la ñu gëm yow ci waa biddaa nga bokk. léegi nee na njuumte la ngay toogaaleeg ñoom te doo leen critiquer ca yi ñuy def doo leen wax seen ñaawteef yi ñuy def maanaam lan la message bi di joxe mooy li war a nekk seen rôle mooy foo dajeeg murit bi toogal nga critiquer ko wax ko ay ñaawteefam foo dajeeg tijaan bi toogal nga critiquer ko wax ko ay ñaawteefam. léegi loolu bu fekkee moom la ñu nar a def ci Sénégal Ahmed Lo war ngaa laaj état bi wala état bi war nañ la laaj lii bu ñu ko defee jàmm lay jur wala ay lay jur. donc déjà ki amee discours bu mel nii di ko wax ay taalibeem il est mal placé pour wax ci jàmm buy nit ñi di wax ci jàmm dafa war a mujj a wax njëkk a noppi bu mënee ñàkk wax sax moo gën. nañ ko dégluwaat ci beneen discours boo xamante ne moom moo ko wax ba léegi ñi déglu ba xam kii wax ci jàmm c'est la personne la plus appropriée à en parler oui ou non bismillah. l'islam sant leen nga bàyyi xew social diggante ci te ngénteeg lu mel noonu nga ñëw ci yeneen yi nga xam ne nag l'islam da koo santaane wut sax nag faf nga xam ne benn day dugg ci cadre mooy yàlla wala mu dugg ci cadre biddaa. may leen ma leeralal leen li mu bëgg a wax nee na maanaam da nga fay bàyyi mbiru social dina leeral après da nga fay bàyyi mbiru social ñëw ci li nga xamante ne l'islam santaanewu ko sax faf benn dafay dugg ci cadre mooy yàlla wala mu dugg ci cadre bidaa mooy yàlla safara la jëmee nit bidaa safara la jëmee nit léegi nañ déglu mu wax ñu yan ñooy mooy yàlla yooyu ak bidaa yooyu nañ ko déglu mu waxal ñu ko ak làmmiñam. dégg ngeen yi mu lim ne dafay dugg benn ci cadre mooy yàlla wala ci cadre biddaa mooy sarax yaag gàmmu yaag màggal ya léegi ku mën a wax lii ne loolu dafay dugg soit ci cadre mooy yàlla wala ci cadre biddaa te nga xam ne ñi ngay waxal ci Sénégal ñi nga jëmale wax jooju dañoo gëm benn ci yooyu wala ñi gëm yooyu yépp ba pare nga ne dangaa bëgg a nekk ak ñoom ci jàmm ñi bàyyi la ci jàmm yow nga nekk ci jàmm. waroon nañ koo laaj ñoom ñi toogoon foofu ci kanamam Cheikhana Dawtoor wax ju mel nii naka la ko nit di gëmee ba pare di nekk ak nit ñi ci jàmm. ay nangami junni xar ngay lim ay nangami tani ceeb ngay lim te leen lu ci nekk ci benn bés lañ koy xëy faagaagal mu jeex yu mel noonu bu amee ci am réew moo xam ne liggéeyu seen koom-koom demewul noonu yàq gi àgg foofu te mu doon mbir yoo xam ne kenn ñemewul a toog di ko tudd itam maanaam même ñi wax ci wàllu économie ak ci ay gouvernement ak yu mel noonu dégg naa sax ñuy wax ba naan wàllu tabaski yeeg ak yeeg yu mel noonu dañ ko war a organiser waa seet yeeg yu mel noonu yàq gi nekk fii mooy lu rëy li foofu la nekk mais ki toog ci këram ba am biyam ba mu aje dem di aji kooku beneen affaire la alali boppam la yor mais ki ñëw jël koom-koomu réew mi nga xam ne mooy jur gi ñu yaakaaroon ngeen di ko jënd di participer di ko jënd di jënd ba jënd ci lu mat 30 000 am na benn xew-xew boo xam ne 30 000 ceeb yooyu nag moom la jëlee ci benn bis lu populaire moo ko bind. 2 millions ci ay ganaar sëñ bi loolu réew mu mel noonu seen koom-koom fan lay taxawee ku mënta régler yooyu ba mu tegu ci aw yoon koom-koomu réew mi ci wàllu développement bu yaatu doo ko mën a régler loolu mooy li wér. d'accord yaakaar naa ñoo ko dégloondoo ñun ñëpp Cheikhana Dawtoor wax na ne radiyallahu anhu nee na xew-xew yooyu nga xam ne mooy gàmmu yaag màggal yaag sarax ya il les a cités nommément nee na ay yàq la parce que liñ ci rey ci ay jur
maanaam xar yaag ginaar yaag yooyu ba lim ba joxe lim nee na xaw ma 30 000 têtes ak 1 million ginaar nee na loolu yàq économie réew la. léegi man tijaan bi wala diw sàngam murit bi miy dégg loolu nga di ko wax ne ko yam yi def yàq économie réew la mooy ne kon yow boo fi amee doole loolu daf fiy jugee parce que da ngaa jàpp ne yàq la te moom mu gëm ne loolu luy doxal économie réew mi la kooku naka nga mën a ànd ak moom ci jàmm ngir yàlla naka nga mën a nekkee ak moom ci jàmm laa bëgg a xam. léegi ndax mës nañoo am benn wootekat wala benn jàngalekat ci Sénégal wala benn docteur ci Sénégal bu mës a ñëw tenir discours bu mel nii. kon Ahmed Lo bu sénégalais yi jëflante ak moom lu wuuteeg nañuy jëflante ak yeneen boroom xam-xam yi moom moo ko yóbbee boppam. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon wax ne albaadiu azlam ku njëkkee ka commencé moo tooñ. parce que docteur yi fi mës a ñëw yëpp jàngi ci àdduna bi yëpp mësu ñoo ñëw di attaquer nit ñi façon bi ak yu gën a virulent yi yu gën a bon yi yow nga ñëw def ko ba pare ne nit ñi dañ la may jàmm. olof yi dañuy wax ne ku boot bukki xaj baw la ku bindoo ni ndënd xaw ma ni tama ñu tëggee la ñaari boor. loolu mooy li wér kon am réew la nekk. donc nee na li mu wax ni mooy li wér li mu wax ni que ne gàmmu yi yàq la biddaa la mooy yàlla la màggal yi yàq la biddaa la wala mooy yàlla la sarax yi yàq la biddaa la wala mooy yàlla la luy yàq économie réew la nee na loolu mooy li wér. loolu mooy li wér léegi ku am ay taalibe di leen jàngal lii naka nga bëggee jàngal nit lii ba pare ne du radicaliser wu forcément il va se radicaliser kon Ahmed Lo état bi ak autorités yi nañu xam ne moom moo boot bukki moo tax xaj di ko bëw te radicalisme bii ak extrémisme bii moom moo ko jàngale ci Sénégal moom moo ko fi commencé. moom moo ñëw wan ay taalibeem ak ñi ko gëm que ne li fi waa Sénégal nekk yëpp ay caaxaan la il faut nga delloo leen ci l'islam bi wér liñ fi nekk yëpp du diine. loolu moo nekkoon ci ay téereem moo nekkoon ci ay discours am léegi nag bi mu demee ba jaaxle bëgg a def opération de séduction moo tax mu commencé di changer discours naan ay Serigne Touba ci alxuraan ak sunna la nekkoon ay nañu woote ci jàmm ay kenn mënumaa génne sama dëkk. loolu bi mu demee ba jaaxle la moom la alxuraan di wax ne. bu ñu duggee ba muy wax ci yéeféer yi bu ñu duggee ci géej seen gaal yi di waaj a lab daawullaha muxlisina lahu diin bu ñu demee nag ba mucc commencé di bokkaale waat yàlla. opération de séduction bi li ko waral mooy ñaari côté premièrement Ben Salman bi mu ñëwee ba léegi robinet yi dafa commencé tëju robinet financement yi dafa commencé tëju donc forcément soxla nañu wanewaat ne ñoom ñi ngi exister. bind ay invitation yónnee ambassade u Arabie Saoudite def ay vidéo yónnee ko ci mamlaka pour que financement yi mën a continuer waat di dugg parce que système bi ñu daan def bu njëkk ba di photo ay jumaa yu yeggul di ko yóbbul waa Arabie Saoudite ñuy financé wala di photo ay tabax yu yeggul dem yóbbul leen ko ne leen ay école la gars yi di financé système boobu dafa obsolète léegi il faut ñu réinventer waat beneen système bu bees mooy wan leen ne léegi nag ñun sampu nañ biir Sénégal existé nañ en tant que force boo xamante ne kenn mënatut a dem sans ñun parce que mbooloo maa ngi nii donc venez nous aider en tant que benn force boo xamante ne boo moytuwul sax lañ daan def danañ def lu ko raw ndax léegi nekk nañ benn force. loolu mooy première bi deuxième bi mooy opération de séduction bi dem na ba fi mu toll nii réew mi gis na ne xat na fi depuis nangami at. une vingtaine d'années et plus yaa ngi fi xataay boo xamante ne xajoowoo ak kenn ku dul ñi la gëm ak say taalibe léegi naka ngay réinsérer waatee sa bopp ci réew mi pour ñuy compter waale ak yow surtout que gis na ne ñi ko fi gën a déranger wala ñi ko fi daan gën a déranger jugee nañ fi mooy Sidy Lamine Niass ak Cheikh Tidiane Gueye ak ñu mel ni ñoom mu ne nag xaaral mu relancer waat boppam. ñetteel bi mooy. dañu nekk ci benn mouvement politique maanaam benn situation politique bu xaw a mouvementé donc rapport de force yi dafay imposé wu njiit lu nekk wala kilifa diine gu nekk wala ku jiite mouvement bu nekk dafay jéem a wane dooleem wane mbooloom pour que bu ñuy tracté waale ñu tracté waale ko jege waale ko pour moom tamit mu mën a am sa part du gâteau moo tax il faut que moom tamit mu wan
politiciens yi wan autorités yi ne leen kat man tamit am naa mbooloo te ci biir mbooloo moom am na ay député yu ci bokk am na ay mbër yu ci bokk am na ay diw ak diw yu ci bokk moo tax ngeen dégg ko ci biir discours am mu wax ne ay borom yi xam-xam ñoo nekk ci suñu biir ay intellectuel ay nàngam parce que il faut mu wan nit ñi ne ñun du ñu mbooloo ab gétt xar kon soxla ngeen ñu ñëw leen ci ñun loolu la. alors bu ñu continuer ci discours Ahmed Lo bi ba léegi mu am benn affaire bu mu wax bu xaw a am man daf maa tiital bi ma ko déggee mooy ne mës naa dox ba timis fekk ko ci yoon bi xaw ma ban julli la waxati mu dugg ci jumaa Tuubaa bi julli bi mu génnee mu dajeeg benn waaye mu ne ko ndeke yow da ngay julli fii mu ne ko waaw gis nga li nga gis nangam ak nangam ay taalibeem ay mboccu mboraan commencé di ko ci saaga ci seen groupe WhatsApp yeeg yooyu lu nekk yàq nañ ko waaw cheikh bi ndeke daf ñu doon nax dafay contradictoire ak li muy jàngale nangam ak nangam gis nga audio yooyu boo ko déggee tu comprends deux choses premièrement mooy ndeke yar nañu ay xale ci jàngal leen pas-pas bu bon ba xale yooyu gëm ko ñi yar leen ci bañ màgg ba pare ñoom tey ñu bëgg a rocceeku te olof yi dañuy wax ne ku yar sa kuy ba màgg bu yow lay njëkk a mbëkk ñaareel bi mooy ñoom salafiste yi ni ñuy jàngalee seeni xale masalaay diine ji jàngale bu erroné la parce que boo dégloo explication yi ñu génn di joxe ginnaaw gi moo xam muy Mor Kébé ak ñeneen ñiy wax ñëpp ñoom Omar Diallo ak ñoom ñooñu da ngay xam ne ndekete am na lu baree bari lu ñu nëbbu xale yu ndaw yooyu te waxuñu leen ko woon te bu ñu leen ko waxoon konoon xale yi du ñu extrémiser wu fi ñu toll tey. bëggoon naa yaatal lool nag jël masala yi benn par benn te mais xam naa ba avec le temps incha allah ci semaine yi di ñëw premièrement lu mel ni masalaay julli ci jumaa bu am bàmmeel Ahmed Lo nee na julli na ci jumaa Tuubaa bi ñun li ñu xamoon mooy ñoom ci nit ñuy jàngalee seeni taalibe dañ ne leen bépp jumaa boo xam ne dañ faa suul nit daganu ñu julli fa parce que dafay soppali ko armeel loolu la ñuy jàngal seen taalibe yi mais nag bi ñu demee ba commencé dugg ci garage commencé am problème seen xale yi commencé di leen critiquer ñu commencé génn nag di leeral masala bi naan déedéet masala bi liñ ci jublu mooy jumaa ji tànk bu fekkee benn miir sax moo dox diggante jumaa ji ak rawdu bi kon loolu nekkatul bàmmeel jumaa ji dafay des di nekk jumaa du am àttey bàmmeel li ñuy bañ daal mooy booy julli sa digganteeg néew bi wala sa digganteeg fi ñu suul néew bi bu ci dara dox loolu la ñuy bañ mais par exemple bu fekkee ci benn néeg la nekk te néeg boobu noonu nekkul ci digg jumaa ji nekkul ci nangam ak nangam loolu amul problème. yaa xayti lu tax leeral yooyu mosu leen koo leeral depuis 1900 nangam ba léegi pourquoi vous n'avez jamais expliqué aussi limpidement et explicitement masala bi nu mu toll xam ngeen nag luy seen problème mooy. li ngeen di leeral tey nii ñun bu yàgg lañu ko suñuy sëriñ leeralal moo tax yéen nag ngeen nëbb ko seen taalibe yi dëpp leen leket takkal leen ay lunettes ne leen bu leen déglu mutasawifa yi bu leen lig seeni téere bu leen nangam jox leen benn doctrine ak benn direction ñu dem ba gëm ne loolu la jàpp ne bépp jumaa bu ñu suul bàmmeel fépp fu ñu ko mënti suul ci jumaa ji mooy jumaa ji dafay nekk jumaa ju araam pour ñu jullee fa jàpp ne bépp jumaa bu ñu suul néew ak fépp fu ñu ko mënti suul foofu dafa nekk loo xamante ne dañ kaa war a sulli wala dañ kaa war a bombarder mais bu ngeen leen jàngaloon tafasil yi maanaam détails yi bu ngeen leen ko jàngaloon que ne leen bu ñu xasee def benn mur diggante fi ñuy jullee ak fi ñu suul néew bi kon àtte bi dafay changer bu ñu xasee def néew bi ci beneen néeg boo xam ne bokkut ak fi nit ñi di taxaw di julli àtte bi dafay changer konoon problème du am. ñun loolu lañ ñu jàngal yéen tey bi ngeen demee ba jaaxle pour muccal seen docteur bi wax ne moom julli na ci jumaa Tuubaa bi ngeen koy commencé di génnee kon ndekete xamoon ngeen dëgg da ngeen koo nëbboon léegi nag lan mooy àttee boroom xam-xam bu xam dëgg nëbb ko du ko génnee lu dul bu nekkee ci jaaxle ak ci diggante mais bu nekkul ci jaaxle ak ci diggante manipuler dëgg gi manipuler xam-xam bi nu mu ko neexee lan mooy àtteem yéen a ma ko gën a xam jarul ma leen koy wax. kon fi ñu suul Baye Niass nga xam ne dañ ko def ci benn place boo xamante ne ça n'a rien à voir ak fi nit ñi di jullee diggante bi sax am na espace bu yaatu bu ci dox boo xam ne foofu lay imaam bi sax di jaar buy julli ci foofu la benn buntu ci buntu jumaa ji nekk moom mu ngi ci côté bële jumaa jàng ci côté bee
fi mu nekk noonu tamit ñu tabax ko ci biir fi ñu tabax noonu tamit ñu encercler waat ko lu tax du ngeen am honnêteté ngeen wax seen taalibe yi ne leen jumaa Medina Baye bi amul àtte armeel jumaa bu daganal jullee la fa ñuy denc Baye ak fa ñuy jullee bokkul lu tax du ngeen koy wax seen taalibe ba tey ba ngeen jaaxlee ci ngeen koy soog a wax fi ñu denc sëñ Touba ci bërëbam ak ci jumaa ji ça n'a rien à voir jokkoowul place la boo xamante ne dañ ko encercler tabax ko jumaa ji nekk nii ñu tabax ko moom tamit mu nekk place boppam lu tax mësu leen da wax seen taalibe yi ne leen jumaa Touba bi dara nekku ci jumaa ju baax la ju dagana jullee la lu tax ngeen di leen di wax naan ay jumaa juñ suul néew la jumaa juñ suul armeel la lu tax fi ñu denc sëñ Babacar wala fi ñu denc Cheikh Sidi Hadji Malick nga xam ne dañ ko encercler nii nit ñi duñ jublu julli fa jumaa ji dafa nekkee nii nit ñi di jublu penku bi lu tax du ngeen di wax seen taalibe yi honnêtement intellectuellement honnête du ngeen leen di wax ne foofu amul àttee armeel jumaa ju baax a jullee la ba tey bi ngeen jaaxlee ci ngeen koy soog a génnee pourquoi cette malhonnêteté intellectuelle là et ku ko nar a génnee nar koo leeral ngeen ne dafay xeex sunna dafa bañ waa sunna yéen way na waa sunna yoo xamante ne nëbb xam-xam ak réeral nit ñi kese ngeen fi nekkee ba fekk ngeen ne kenn du ko wax. C'est ça que je vous demande et je vous ai demandé depuis 2016 bu ngeen bëggee waxu xam-xam ñëw leen ñu teg masala yi ci table bi ñuy discuter ko vous allez voir soit de deux choses l'une soit ngeen dëppoo ak ñun ci li ñuy wax soit ngeen xam ne seen déggin moo réer yéen a juum. waaye ñëw rek jël ay étiquettes yu rafet takkal seen bopp jël ay étiquettes yu bon takkal nit ñi yéen ay doomi yàlla yi sëtu yahudi yi jarbaatu nasaraan yi ñeneen ñi ñooy doomi firawna yi jarbaatu haamaane yi sëtu namruda yi loolu fan ngeen ko teg alhamdulilahi bi docteur waxee ne julli na ci jumaa Tuubaa bi parce que bu ko waxutoon ba bis penc du ngeen wax seen xale yi ne leen ndekete jumaa Tuubaa bi lu dagan a jullee la alhamdulilah xam nga yàlla dafay borom xam-xam yi dañuy wax ne yàlla bu nammee def dara danay feeñal dëgg ci làmmiñu ci làmmiñu noonu wala xaqu ma shahida bii la aada kon nañ sant yàlla ci ba docteur waxee ne julli na ci jumaa Tuubaa bi parce que bu ko waxutoon konoon ba bis penc du ngeen mës a expliquer seen taalibe yi que ne julli ci jumaa boobu dagan na ndax jumaa ji ak armeel yi wala jumaa ji ak rawdu bi bokkul. tey jii bu docteur waxoon ne julli na ci jumaa Medina Baye bi da ngeen ñëwaat wax ne julli ci jumaa jooju dagan na masala bi nàngam ba dem wax ne kon ndekete jumaa ji du am àttee armeel ñun loolu lañ soxla dee leen wax loolu bu ngeen doon wax loolu léegi tey ñu juboo ak yéen parce que ñun loolu la ñu xam te loolu la xam-xam jàngale borom xam-xam yi bind yépp ci masalaay tabax jumaa ci armée suul néew ci fu ñuy jullee nii lañu traité masala bi mooy ne tant que am na xaajis maanaam am na barrage wala barrière bu dox sa digganteeg fi ñu suul néew bi mënoo jox jumaa jooju àttey armeel mënoo koo jox àttey bàmmeel te mënoo am droit naan dafa xaraam ñu jullee fa tant que am na barrage bu fa dox rawatina nag ñu tabax fa ngan di mur rawatina nag mu nekk sax boo xam ne beneen bërëb la bu bokkul et dégg naa Mor Kébé ci explication yi mu def muy dem ba wax ne masala bi dafay gën a yaatu ci bu fekkee néew bi moo fekk ci jumaa ji maanaam dañoo tabax jumaa ji ba pare ñëw suul fa néew bi wala bu fekkee dañoo njëkk a suul néew bi jumaa ji di yaatu wa dem fekk ji ko nangam ak nangam mais pourtant li ngeen di wax ne ñun xam nañ ko depuis des années ngeen foog ne suñu sëriñ yi ay jaahil lañ ngeen foog ne ñun seeni taalibe ay jaahil lañ ñun tamit mais dañ koo jàng xam ko maîtriser ko moo tax ñu mën a def li ñuy def. léegi nag gare à vous les jeunes qui écoutez les Ahmed Lo vous qui écoutez les Ahmed Lo les Mor Kébé là gare à vous ressaisissez-vous avant qu'il ne soit trop tard ressaisissez-vous maanaam lañ leen doon wax ne réer la parce que waa tasawuf dañ koy def tey moom la ñuy ñëw di approuver ne dëgg la masala bi masala xam-xam la te waa tasawuf loolu li mu leen di war a wan yéen jeunes salafistes yi mooy ne ndeke waa tasawuf ñu am xam-xam lañ balaa Ahmed Lo di juddu. waa tasawuf jàng nañ ba goreel téere yi te ba léegi Ahmed Lo man gëm naa ne comme ni ko Moustapha Sy la waxee mën naa jàngaat ci Sénégal 10 ans ba léegi am na ay téere yu mu soxla tëralu ba léegi am na fànn xam-xam yu mu soxla yokkute fii ci Sénégal te ñu ko mën a jàngal ñu ngi fi man xam naa fii ci Sénégal ñoo xam ne mën nañoo jàngal Ahmed Lo 10 ans te duñu xool téere arrêté leen seen arrogance bi tuuti
bu ngeen wàccee ci kaw suuf rek am les pieds sur terre ñu juboo ak yéen. loolu mooy premier masala bi ci masalaay tabax jumaa ci armeel. ñaareelu masala bi mooy masalaay wax ne dañuy dénoncer ñun dañuy dénoncer te duñu tudd tur dañuy doxinu alxuraan fee yi lay dénoncer mais pourtant bu fekkoon ci loolu kese ngeen yem wallahi duñu am ak yéen problème parce que loolu noonu man moom laay def samay morom moom la ñuy def samay sëriñ moom la ñuy def gis nangam ñu ne ñàngam jaaduwul nangam sëriñ bi jàngalewu ko nangam daganul mais yéen est-ce que loolu ngeen def yéen da ngeen di ñëw jël benn fee bu singulier ngeen englobé ko dajale nit ñëpp ak gëm-gëm yëpp ak tasawuf bi ñu bokk ak diine jañ bokk yëpp ngeen takk ñu génnee ñu ci lislaam dugal ñu ci beneen diine yéen loolu ngeen def moo tax ñu am ak yéen problème maanaam man bu ma gisee taalibe Baay bu def njuumte dama ko naan li nga def nii Baay jàngalewu ko lii bokkul ci doxalinu Baay mais du tax ma récuser faydu bi complètement ne faydu bi baaxul wala nangam du tax ma def loolu bu ma gisee taalibe Tijaan bu def ab njuumte dama ko naan lii bokkul ak jàngalee Cheikhu Tijaan yow sa njuumte la singulièrement mais du tax ma takk tarixa Tijaan ci mbuus sànni ko ci poubelle bi comme ni Ahmed Lo def léegi yéen seen méthode bi ngeen di doxee moo leen jural problème mais bu ngeen doxoon kon méthode bi nit ñi di doxee ci di dénoncer te teg ko ci xam-xam te di yemale lenn lu nekk kaka jëf ca jëf ja kese ngeen bàyyi diine ji ngeen di génnee nit ñi konoon kenn du am ak yéen problème ñun amul kenn ci ñun ku mës a weddi ne tasawuf am na ay dérive amul kenn ci ñun ku mës a weddi ne wahhabisme waxuma la am na ay dérive mais wahhabisme ci boppam dérive la amul kenn ci ñun ku ko weddi amul kenn ci ñun ku weddi ne nekk chia am na ay dérive amul mais ndax dafay tax ñu jël wahhabiste yëpp takk leen génnee leen ci lislaam wala ndax dafay tax ñu jël sufiyanke yëpp takk tasawuf ci boppam génnee ko ci lislaam wala ndax dafay tax ñu jël chia yëpp ak chiisme takk ko génnee ko ci lislaam loolu du doxinu xam-xam léegi xaaral ñu ñëw aux choses les plus sérieuses ci téere Ahmed Lo bi téere bi nga xamante ne ñu ngi ciy wax ne moom mësta saaga kenn téere bi téere xam-xam la critique intellectuelle la def critique scientifique la il faut lui apporter des réponses scientifiques xaaral ñu ñëw ci ñu jéem a xool tuuti li nga xamante ne nii mën nañ ko cee kii gis nga d'abord ñun bañuñu ko bind téere te foofu ma jox leen réponse que ne li ngeen di sonal nit ñi toujours naan ay nañu bind tontu ko gis ngeen téere bi téere Cheikh Tidiane Gaye la rahimahullah mu ngi tudd kitaabu taqdis bayna talbis wa tadlis wa tadnis il a écrit en réponse à Ahmed Lo et son livre daf koo bind pour tontu Ahmed Lo ak téere baa ngi nii Cheikh Tidiane Gaye moo ko bind gis ngeen téere bi téere Sidy Lamine Niass la rahimahullah mu ngi tudd al fikru suufi bayna al i'tiqad wal intiqad qiraa fi salaasa utruxaat jaamiiya manshura li docteur wala li dakatira Alaaji Njaay Ousmane Dia Mohamed Ahmed Lo téere bi téere Sidy Lamine la téere bi téere Cheikh Tidiane Gaye la moom tamit mu ngi tudd laa yafqahuun téere Cheikh Tidiane Gaye la rahimahullah kon arrêtez de dire que na nit ñi bind tontu leen ñaata yoon la ñu bind et ñi bind tontu leen est-ce que wax ngeen ci ñoom est-ce que tontu ngeen leen liñ leen critiquer ak fañ leen du baaraam est-ce que tontu ngeen ci lañ leen wax ne njuumte la est-ce que répondre ngeen ci jamais Cheikh Tidiane Gaye li mu bind nii ba bi muy génn àdduna Ahmed Lo waxu ci piip waxu ko ci au contraire Sidy Lamine daf leen invité débat Ahmed Lo daw Sidy Lamine li mu bind nii ba bi muy génn àdduna Ahmed Lo waxu ci lu dul ay saaga bi mu ko bindee man walilahi alhamdu téere bi man la ko Sidy Lamine njëkk a may balaa mu koy publier man la ko njëkk a may bi mu ko bindee Ahmed Lo dafa bind benn risaala maftuha benn lettre ouverte lu nekk mu yàq ko ci Sidy Lamine lu ne
bay wax naan ay Sidi amul xam-xam Sidi amul xamul tasawuf Sidi nangam lu nekk mu yàq ko ci. kon arrêtez de demander aux gens d'écrire pour vous répondre les gens ont écrit léegi li des mooy ngeen wax seen taalibe yi lu ñooñu bind comme li ngeen leen di waxee li Ahmed Lo bind ñu xam bu ko defee ñu comparer jël leen téere Cheikh Tidiane Gaye bi ngeen jàngal ko seen taalibe ba xam gars yi duñ génn ci salafisme bi ngeen nekk jël leen téere Sidy Lamine bi ngeen jàngal ko seen taalibe ba xam du réduire Ahmed Lo ak son mouvement à néant epsilon de zéro la koy réduire. léegi boo ñëwee ci téere Ahmed Lo bi ñun li ciy suñ problème sincèrement mooy wax naa ne bañuñu ko bind bañuñu ko critiquer intellectuellement et scientifiquement bañuñu ko dut baaram ci yenn mbir yi mais Ahmed Lo dafa bind téere tuddee ko sellal gi waa tasawuf di sellal seeni sëriñ ba di leen yóbbu ci maqaamay yàlla ak ab yonentam ci biir téere boobu mu wax ci ay wax premièrement mooy dafa wax ne moom doxalin bi muy doxee ci téere bi mooy bépp wax ju muy indi daf koy jëlee ca ka wax ja wala ca fañ ko bind ca maanaam ca référence cosaan bi mu ne lenn rek mooy tax mu ut référence intermédiaire référence boo xam ne dafa toxal mooy soit mu nekk ne te lii mu ngi ko wax ci page 19 ci téere bi mu ne soit mu nekk ne référence su cosaan bi existé wul maanaam dafa réer mënatuñ koo am wala mu nekk ne référence su cosaan bi dafa nekk en manuscrit boo xam ne moom jotewu ci pour mën koo liiral boppam wala mu nekk ne référence su cosaan bi dañ koo bind ci beneen langue boo xamante ne moom déggut ko beneen làkk boo xam ne déggut ko am ku ko traduire moom mu jëlee ca kooku traduire donc ñetti doxalin yi mu ne ci lay doxee d'accord léegi bu fekkee ci ñetti doxalin yooyu la nañ xool ba xam téere bi c'est scientifique ou pas ak ndax moom la mu wax ne moom lay doxee ci téere bi respecté na ko jusqu'au bout ou pas boo demee ci téereem bi di nga ko fekk ci page 559 jàpp 560 mu wax ji nga xamante ne moo jur coow lu rëy lii te man ma jàpp ne am na lu ko gën a rëy lu ko gën a garaaw ci téere bi foofu mooy wax ne sufiyanke yi lu xaraam amul ci ñoom dagan na yaay sëy ak doomam bu góor bàyyi sëy ak doomam bu jigéen sœur sëy ak frère am frère sëy ak sœuram léegi ñoom li ñu nekk di layalee loolu ba Omar Diallo gis naa ko mu dem toog ci plateau Tounkara bi ne daf koy layal ni ñu nekk di ko layalee mooy Ahmed Lo dafa toxal wax ji il a cité donc du ne moom moo ko fent mais déedéet c'est pas vrai je suis désolé mais c'est pas vrai Ahmed Lo la mu cité na ko mais la mu commentaire ci ginnaaw citation bi ñun loolu la ñuy wax baatu fa haulaai naasi boobu ba paragraphe bi jeex loolu waxu Ahmed Lo la min banaati afkaarihi loolu cité wul ko ci kenn moom moo ko wax wax ne sufiyanke yi lu xaraam amul ci ñoom laysa indahum maa yusamma bil xalaali wal xaraam falal uxtu taxrumu ala axiha loolu waxu Ahmed Lo la waxu ngóor si loo la loolu benn la il faut mu leer ci bopp nit ñi maa ngi gis Omar Diallo dem di ci jéem a nax Tounkara ba Tounkara naan ko waaw yow kay li nga wax ni dafa mel ni fulla demoon nga ñëw taal fa làmp c'est faux man nag li ma naqadi mooy suñu doomi bàjjen yi duñ ñeme mukk nga boole leen plateau ak ku leen di indil réplique contradictoire jamais ñoom kenn ñooy ñëw monologue ba mu neex leen dem seen yoon bu leen Cheikh Tidiane bi tey oowee débat ñu bañ bu leen Sidy Lamine oowee débat ñu bañ beneen animateur bu leen provoqué débat contradictoire ñu bañ ñoom daal nañ ñëw ñoom kenn toog layam yi ba mu neex leen tour nit ñi lëndëm dem seen yoon bu keneen ñëwee apporter leen la réplique ñu toog ci banc de touche yi naan waaw da ngeen ñoo waroon a invité te saa yi bu ñu leen invité ñu daw Mor Kébé Cheikh Tidiane bi tey invité na ko fi moom Moustapha Sylla ñu dem ba débat bi des 24 heures Mor Kébé daw ne dafay ne Atoumane lay yebal Atoumane moom tamit joxe ngànt loolu mooy première citation bi nga xamante ne gars yi ñi ngi nekk di ci coow te Ahmed Lo manque d'honnêteté intellectuelle bi nga fa def mooy ba muy cité wax ji daf ne Ibnu Taymiya moo ko wax Ibnu Taymiya mu joxe ñetti référence benn bi mooy Bughyatul Muqtad bu Ibnu Taymiya
ñaareel bi mooy majmuul fatawa bu ibnu taymiya ñetteel bi itam téere ibnu taymiya la mooy al farqu bayna awliyaay rahman wa awliyaay sheytaan. léegi fi problème bi nekk démarche scientifique bi ñu faussé mooy naka ngay ñëw ne yow da ngay wax ci aw nit mais booy jël seen wax yaa ngi koy jëlee ci seen noon bu avéré boo xam ne ñëpp xam nañ ne seen noon la. maanaam mu ngi mel tey jii ma ne la yonentu yàlla Muhammad wala lislaam nangam 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 nga ne ma kan moo wax loolu fan nga ko jëlee ma ne la Salman Rushdie moo ko wax. ndax Salman Rushdie dafa nekk benn xujja ci lislaam ba bu waxee ci lislaam ñu war koo jël wala ma ñëw ne la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangam nangam nga ne ma kan moo ko wax ma ne la yahud yee ko wax ndax waxu yahud yi des koy sukkandikoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. loolu mooy premier malhonnêteté intellectuelle bi Ahmed Lo def maanaam indi waxu Tilmisaani ne Ibnu Taymiya moo ko wax la waroon mooy nga jëlee ko ci téere Tilmisaani wala ay taalibeem mais Ibnu Taymiya duut argument boo war a sukkandikoo ci booy wax ci tasawuf loolu benn la. ñaareel bi mooy kan mooy Ibnu Taymiya parce que taalibe Ahmed Lo yi ñu ngi koy jéem a layal maa ngi dégg ñoom Omar Mbaye naan waa Ibnu Taymiya siqala boo xamante ne lu mu wax dees koo war a nangu. maanaam Ibnu Taymiya bu waxee wax joo xamante ne moom kenn moo ko wax jooju moom ak weñ bii di naaw ñoo yem benn valeur u xam-xam wax ji am ko. xaaral ma jox leen benn référence te nag ma défier ci bépp ibaadu bu may déglu bu la neexee nag ma saaga boo pare waaye balaa nga may saaga wala boo saaga ba pare nag ma dimbalee nga tontu ma bañu ma nga saaga waaye boo saaga ba pare na nga tontu. dellu ci téere bi tudd minhaaju sunna bu Ibnu Taymiya baal ma nga dellu ci téere boobu ci volume 8 ci page 416 ci minhaaju sunna laa la waxuma la téere benn mutasawif téere Ibnu Taymiya boo xam ne amul ñaar ñuy werante ci kaw suuf ne Ibnu Taymiya moo bind téere bi dellul ci volume 8 ci page 416 di nga gis Ibnu Taymiya di wax lii mu ne kama fi lxadis rawahu lbuxaari an abi darda anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam wala an nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal yaa ayuha nnaasu irafu li abi bakrin xaqahu fa innahu lam yusini qattu yaa ayuha nnaasu inni radin an abi bakr an omara wa usmaan wa ali wa fulaan ci volume 8 la ko waxee ci page 416 mu ne comme ci xadis bi nga xamante ne Buxaari moo ko riwaaya jëlee ko ci Abu Darda mu ne yonentu bi nee na yéen nit ñi reconnaître leen Seydina Babacar xaqam ak yelloom ndax mësta wuuteeg man mësumaa def lu mën a xadi xadis bi bépp saxiixul Buxaari bu nekk ci kaw suuf na ma salafiste àdduna bi déglu ñëpp laa waxuma salafiste Sénégal yi de salafiste àdduna bi yëpp commencé ko ci ñi nekk Saoudia boo ñëwee Sénégal commencé ko ci Ahmed Lo na ma ñëpp dégg amul ci benn téere saxiixul Buxaari ci kaw suuf ku ma ko génneel ci benn saxiixul Buxaari buy dox ci kaw suuf ma dagg sama tubay yëpp déjà sikkim bi gis ngeen commencé naa kaa guddal donc moom amul problème damay bàyyi mu gën a wàcc ma dagg sama tubay yëpp dugg ci salafisme. léegi ku mën a fenal maa ngi jéggalu ci kàddu ci baat bi ku mën a sosal yonentu bi ci xadis muy Ibnu Taymiya ku mën a sosal yonentu bi ba pare askan ko boroom xam-xam bu mel ni imaamul Buxaari ndax kooku moom la ñuy doylooti mu naan ñu diw sàngam wax na wala diw sàngam nee na lu xaraam amut maanaam koo xamante ne lam yatawara an yakziba ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ndax kooku moom la ñuy doyloo feguwul ci fenal yonent bi feguwul ci fenal ay boroom xam-xam di joxe ay référence di joxe ay saxaaba di joxe ay téere te wax ji nekkul ci téere yooyu ndax kooku moom la ñuy doyloo mun naa ñu Tilmisaani wax na saaga leen ma bu ngeen paree amul benn problème mais daal dimbale leen ma bu ngeen ma ko génneelee xadis bi ayyuha nnaasu i'rafu li abi bakrin xaqahu fa innahu lam yusini qattu bu ngeen ma ko génneelee ci benn saxiixul Buxaari sama sikkim baa ngi nii déjà kii na damay peñe rek mu gën a wàcc bu ma toogee xam naa ay 3 mois watuwuma dina xaw a toll fii sama tuba yi am naa tailleur dama koy woo mu ñëw jël suba mu cëkkalal ma yépp bu ngeen ma ko génneelee ci benn saxiixul Buxaari ma nekk salafiste billahi allazi la ilaha illa huwa billahi wallahi tallahi
léegi seen sëriñ boo xamante ne amul maandu tey xam-xam ñemee sos xadis askan ko yonentu bi askan ko imaamul Buxaari askan ko Abu Darda kooku ngeen di ëlbatiku Ahmed Lo di bind ci téeréem naan wax na ne Tilmisaani moo wax nangam Tilmisaani moo wax nangam mais arrêtez un peu arrêtez. Ibnu Taymiya waxam ci balance su xam-xam epsilon de zéro lay compter lu dul mu wax loo xamante ne am na ñu ko jiitu ci wax ko wala mu wax loo xamante ne borom xam-xam yi dëppoo nañ ci mais lu dul loolu Ibnu Taymiya wax lu ko neex. am na benn téere bu benn borom xam-xam bi bu tudd min aqtaabil kazzabina Ahmad Ibnu Taymiya al-Harrani bokk na ci xut bu ñu dàq fen ci kaw suuf Ibnu Taymiya téere bi am naa ko mu ngi ci néeg bi dama koo fàtte mais konoon ma génne leen ko fi war nañ ko min aqtaabil kazzabina Ahmad Ibnu Taymiya mën ngeen ko télécharger ci Google ba ma juumul léegi leen téere boobu ngeen xool da ngeen ndax di ngeen ñemee ëlbatiku fii naan ñu Ibnu Taymiya waxkatu dëgg la. léegi leen téere bi tudd min aqtaabil kazzabina Ahmad Ibnu Taymiya ndax di ngeen ñemee ëlbateeku ci ñëw naan ñu Ibnu Taymiya waxkatu dëgg la. léegi Ahmed Lo bu ñëwee ci téereem ne moom démarche scientifique lay def ñëw tuumaal mutasawifa yi lu toll nii ñi ne ko kan moo ko wax mu ne Ibnu Taymiya ñetti mbir ñoo fa dajee. premièrement mooy Ahmed Lo ku ñàkk maandute la ku mën a tooñ la ñetteel bi mooy Ahmed Lo ku mal intentionné la parce que li muy def lépp ak la mu bind ci introduction téeram ne noonu lay doxee wuute na ak moom ñett yi ñoo fa dajee. léegi nag téere bi en arabe lañ ko bind te ñun jàng nañ arabe mën nañ koo lire Ahmed Lo bindul ay chinois Sénégal gi ñu ko gën a dégg arabe kese ñoo fi nekk ñu ko gën a xam langue yaaram ñoo fi nekk. kon mënta bind arab bu jaaxal waa Sénégal kon toog fii di défier nit ñi naan saagaaw ma kenn naag yéeféerloo ma kenn c'est faux il faut qu'il arrête ce discours là wala bu fekkee ñeme na ñëw tànn plateau wu télé bu ko neex mu tànn ku ko neex ci taalibe tasawuf fi ñu toog ak moom génneel ko fi mu saagaa nit ñi. loolu benn la ñaareel bi mooy nañ dem ci li mu wax ci Cheikh Ibrahim Niass al-Kawlaxi parce que boo leen indilee wax ji buñ layamee ba sonn après at the end def naa dañ naan la. waaw téere bi sax moom waxut ak sufiyanke réew mi ñi muy waxat mooy sufiyanke yi ñu nekk ci yeneen dëkk léegi am na ay gens yu naïf yoo xamante ne boo leen waxee loolu rek ñoom seen xol sedd na ah kon tuddoo sama sëriñ kon amul problème. loolu ci naïveté la bokk maanaam bu ñu layamee ba sonn. ne la waaw téere bi waxut ak waa Sénégal waxut ak Sidi Hadji Malick waxut ak Baye Niass waxut ak El Hadj Omar Foutiyou waxut ak Serigne Touba ñoom sufiyanke yi nekk ci bitim réew ak ci yeneen dëkk yi di def ay dérive ñoom la Cheikh na docteur di waxat kon yéen amuleen nag ñoom problème. xam nga lu tax ñu am ak yow problème ba léegi mooy tasawuf benn tasawuf la mu ngi mel ni nga ne lislaam boo waxee lislaam képp kuy wuyoo lislaam dëgg-dëgg fu mu nekk ci àdduna bi. daf lay engagé ndax yéen a bokk ci lu ngeen nekk képp kuy wuyoo lislaam boo ne lislaam boo waxee ab jullit nag loolu moom yaa ngi moom la mais boo ne lislaam moom engagé nga 1,8 milliard de personnes. léegi boo delloo ci téereem bi ci volume 1 bi ci page 478 wax ji waxoon naa ko ay at ci ginnaaw yaakaar naa audio bi da ngeen ko fekk ci YouTube bi mais xaaral ma répété ko pour mu dugg ci bopp ñiy déglu. boo delloo ci page 478 Ahmed Lo dafay wax ne war a def fi du'a li Cheikh Ibrahim Niass al-Kawlaxi fii moom kenn du wax ne cité wu fi Baye Niass xam nga dafa bokk ci yëfu yabaate yi ñuy def mooy dañuy toog naan la tudd ñu benn mag ñun tudd ñu benn mag boo delloo ci page 555 tudd na fa Baye Niass boo delloo ci page 478 tudd na fa Baye Niass boo delloo ci yeneen page tudd na fa Baye Niass Cheikhu Tidiane ak Baye Niass ak Cheikh Umarul Fouti la gën a yàpp ci àdduna bi lu mu yàkkut Cheikh Umarul Fouti da koo fàtte lu mu yàkkut Cheikhu Tidiane da koo fàtte lu mu yàkkul Baye Niass da koo fàtte man nag li ma jaaxal mooy taalibe Baye bu gëm Baye Niass dem di toog ci palaat ci jotaayu Ahmed Lo ba ca Grand Théâtre man loolu moo ma jaaxal ba léegi loolu laa mënta comprendre mais dinañu ci ñëw koo xamante ne desalu la dara yow ak say sëriñ Cheikhu Tidiane bi nga gëm deselu ko dara Ahmed Lo pour moom waliyaasu billah Cheikhu Tidiane moo gën a yées ci lu yàlla bind maanaam pour Ahmed Lo tasawuf ba tasawuf daj Cheikhu Tidiane a ci gën a yées parce que boo jàngee téeram bi wax jooju la ciy wane ne tijaaniya ak tijaan yi
gëm-gëm yi ñu dugal ci tasawuf sax ñoom ñoo raw sufiyanke yu njëkk yi ak yeneen tariqa ya mu ne war a def fi duaa in li Cheikh Ibrahim Niass al Kawlaxi mu daal di ubbi entre guillemets wax ji may wax nii mu ngi ci page 478 ci volume 1 téere bi mu def 3 points de suspension déjà ci manque honnêteté intellectuelle ci ñi ngay cité ak nit xam ngeen lan la Ahmed Lo def fii dafa jël benn waxu Baay ne daf koy cité mais dafa jël ñetti wax yu bokkuñu téere bu ñu nekk bokkuñu année yu ko Baay wax bokkuñu circonstances yu taxoon Baay di wax mu boolante ñett yooyu yépp ci benn paragraphe def leen benn citation joxe benn référence comme si que wax ji ci benn place la nekk man li ma jaaxal mooy bu fekkee moom un académicien la un docteur la mën a def lii mooy ne académie boobu ñu koy jiiñ ak doctorat boobu ñu koy jiiñ ça doit être remis en question bu fekkee ña ko doon surveiller ak ñi jëloon teesam ba d'accordal ko signeel ko ñoom tamit ay docteur lañ moo ne seen xam-xam des na bi mu waxee loolu mu daal def 3 points de suspension mu ne warzuqnaa qutbaaniyata kulli qutbin wa fardaaniyata kulli fardin wa xawsiyata kulli xawsin wa jaamiyata kulli jaamiin xatta la nushaarak wala nuzaaxam mu defaat 3 points de suspension gis ngeen première wax ji ak wax ji muy teg ci ginnaaw bokkuñu fañ nekk bokkuñu téere bañ nekk bokkuñu année yu leen Baay wax mu daal di ne wa turaqeenaa biha mu def entre parenthèse def bi salaatil faatixi ila xadaratil faatixi al xaatimi wa tutmisna fi muhammadiyatiha al ahmadiya wa turaqeena mu daal defaat 3 points de suspension wax ji moom itamit beneen wax la ju nekk ci beneen téere boppam mu daal defaat 3 points de suspension da daal di ne wa turaqeena biha ya allah ila xadarati siyaadati al mutlaqi saajiziyati xadarati al uluhiyati xadarati al waaxidi al ahadi allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad mu def point. première wax ji mu ngi ci kanzul awliya ñaareelu wax ji daayiratu mataalib ñetteelu wax ji sirul akbar bokkuñu benn téere taalib Baay yi may déglu xam nañ li may wax. Ahmed Lo bi mu ñëwee def point te ñaan gi yemul fii parce que ba mu waxee walam yakun lahu kufuwan ahad Baay daf ci teg ne subhanahu wa taala laysa ka mislihi shay taala an zalika uluwan kabiran subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim mais bëggut a indi loolu parce que bu ko indee du am lu mu jamee Baay Ñas te dafa bëgg a jam Baay wane ne pas-pas bu bon la yor mais bu indee complément bi li ci Baay teg dafay wane ne Baay da doon wéetal yàlla di setal yàlla ci bokkaale di setal jaam yi ci nekk jaam yàlla des di nekk yàlla moom kenn ndax wax na fa ne subhanahu wa taala laysa ka mislihi shay taala an zalika uluwan kabiran subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ku wax lii ba pare mën a tuumaal bokkaale yàlla ci wax Ahmed Lo indiwut ko mu dagg ko tibit sànni parce que bu ko indee yu akkiru alayhi sa fotaw dootul mën a tuumaal Baay la mu ko bëgg a tuumaal mu daal di ne bi mu indee wax ji ba pare mu daal di tëj parenthèse wala guillemets yi mu ubbi woon mu def numéro 1 mu wàcc ci hamish bi war a joxe référence wax ji fi mu nekk mu ne sirul akbar page 451 jàpp page 452 mooy li ma leen wax léegi dafa jël ñetti wax yu bokkul téere ya ñu nekk yu bokkul année ya ko Baay wax yu bokkul circonstance mu boolante leen joxe leen ci benn référence ne ñoom ñëpp ñu ngi ci sirul akbar muy premier problème. deuxième bi ba muy joxe sirul akbar bi mu ne page 451 jàpp page 452 amul ci àdduna sirul akbar bu am 200 pages sirul akbar bu am 100 pages sax amut sàkkantuma 400 pages wala 500 wala 451 pages ku ma mën a génneel sirul akbar bu am 200 pages maa ngi koy xaar amul sirul akbar bàyyi ko bind ñun ay taalibe Baay lañ li Baay bind ñoo ko gën a xam Ahmed Lo fuuf bindu Baay ñoo la ko gën a miin fuuf amul téere Baay bu tudd sirul akbar bu am 200 pages sàkkantuma muy am 450 pages léegi Ahmed Lo bi mu defee référence ne sirul akbar page 451 jàpp page 452 fan la ko jëlee mu ngi mel ni ma ñëw ne la nangam ak nangam mu ngi ci Laxdari yu nga ne ma ci ban page ma ne la ci page 820
te Laxdari bi nekk suñu loxo matul 32 pages Laxdari bi nekk suñu loxo matul 50 pages sàkkantuma page 100 page sàkkantuma 200 léegi man ma ñëw ne la mu ngi ci page 820 ci Laxdari. Ça pose un problème académique et scientifique et méthodologique léegi yow nga bind li ñu titré la ci doctorat signé la ko ci ay professeur ak i docteur ñi ne ñoom ñoo la doon surveiller moo tax Cheikh Tidiane Gaye rahimahullah ba muy wax ci téere mi daf ne moom il doute sax est-ce que Ahmed Lo moo bind téere bi dafa mel ni Ahmed Lo moom daf koo signé rek maanaam dafa am beneen comité ak i beneen mbooloo ay naar yu bind téere bi biñ paree ñëw Ahmed Lo moom def ko ci turam moo tax al muwaqqi'u alayhi la ko daan tuddee ci nga xamante ne moom moo signé ci kaw téere bi Ahmed Lo daal di def commentaire am nag bi mu indee wax ji ba pare ak manque honnêteté intellectuelle bi mu ci def ba pare mu daal di def commentaire am te lii fii la danger bi nekk mu ne fa haza suufiyu lkabir xatta fi munaajaatihi yataraqa min alqutbaniyati walgawsiyati ila nubuwati summa al uluhiya bi uslubin yuqarriru al ittihaad alsuufi fi awdaxi suwarihi lii mooy problème bi lii maanaam ku la firil baat bii bu ne la Ahmed Lo saagawul Baye Niass boo ko mënee talaata meñ nga talaata ko ku dégg arab bu liiree lii xam ne ne kii desalatul Baye dara ci saaga lan la wax mu ne suufiyanke bu mag bii kan la ci jublu mooy Baye Niass mim cité ci kaw mu ne ba ci ay munaajaatam maanaam ay ñaanam ak wéetal yi muy wéetal yàlla mu ne da ngay gis muy yéeg di échelonné jugee ci xutbaaniya dem ci xawsiya dem ba ci ab yonent maanaam nubuwatu dem ba ci nekk yàlla sumal uluhiya ca maqaama yàlla ga mu ne bi uslubin ci doxalin boo xam ne nag yuqarriru al ittihaad suufi dafay saxal di leeral di tëral dëgg-dëgg pas-pasu ittihaad mooy pas-pasu wax ne yàlla ak jaam bi benn lañ wala jaam bi mooy yàlla wala nangam yàlla ak jaam bi dañoo booloo bi sufiyanke yi gëm mu ne fii aw daxi suwar yi ci anam ba gën a leer ayca tegalal Ahmed Lo lii ci plateau wu télé mu liiral la ko firil la ko ba pare nga xool ba xam il osera dire que saagawut Baye Niass ku la mën a wax ne Baye Niass dafa jàngale wahdatul wujud comme li ma leen citeel sànq ci page 555 ku la mën a wax ne Baye dafa yar taalibe mi ci wahdatul wujud Baye dafa sos ay zaawiyam ci wahdatul wujud ëlbatiku wax na ne Baye ci ay munaajaatam dafay taqrir al ittihaad te ittihaad muy pas-pas boo xamante ne mboolem boroom xam-xam yi dañu ne ku ko gëm yéeféer la ba ci Baye Niass dafa bokk ci ñu gëm ne ku gëm ittihaad ak xulul yéeféer la nga ñëw yow ci sa téere di ko askan ne moom dafay saxal loolu da koo gëm ba pare yemu ci nga koy tuumaal ne dafay jàll jugee ci xutbaaniya di dem ci nubuwatu di dem ci xawsiyatu ba ci uluhiyatu ba pare bu ñu waxee yow ak say taalibe ngeen di wax ne saagawu leen Baye saagawu leen benn mag Sénégal fii boo fi saagaa Baye Niass loo deseel yeneen mag ñi li Baye Niass nekkoon ak li mag ñi nekkoon lépp benn la de boo saagaa Baye Niass bàyyiwoo kenn donc lii mooy problème yi nga xamante ne nii man dama leen cee jox ñaar mais mënoon naa leen cee jox des centaines et des centaines maanaam amul page ci téere Ahmed Lo bi page booy jël lu dul ne am na problème bu ci nekk kon téere bi boo ko tegee ci balance su xam-xam ça pèse 0 plus 0 plus 0 plus 0 multiplié par 0 boo ko tegee ci balance su xam-xam ndax li nga ciy fekk mooy sosal ay nit lu ñu waxut nga wax loo leen ko bu ñu waxee nga déformer seen wax pour mën leen a tuumaal bu ñu waxee nga dagg seen wax ci pour faire passer un autre message autre que ñoom bi ñu joxe boo demee ba nga xamante ne loolu yëpp amul nga joxe référence yoo xam ne référence yi existé wuñu lii moo fees dell ci téere yu Ahmed Lo bi ñun duwul ne dañoo ñëw ne Ahmed Lo dafa saaga suñ mag ñi rek di sànni ci air bi de dañu am ay dalil yu ñuy wax di la jox numéro page mu ngi nii page 555 wax nga fa ne Baye Niass dafa wax nangam dafa yer taalibe mi ci nangam loolu amul dangaa sosal Baye pour yéefeerloo ko page 478 dangaa wax ne Baye dafa def nangam li nga wax amul dangaa dagg wax ji modifier wax ji boole ñetti wax yu bokkul joxe référence bu amul lii mooy suñu problème ak yow Cheikhana son éminence docteur Ahmed Lo radiyallahu anhu lii mooy suñu problème ak yow
kon waroon nga kaa boole ci sa discours bi wax état bi ak sa taalibe yi ne leen man Docteur Ahmed Lo li ma wuutaleeg waa Sénégal ba ñu bañ ma di ma jéppi di ma nàngam mooy damaa ñëw fekk seen kilifa yi ñu gën a gëm ma tuumaal leen loo xam ne defuñu ko waxuñu ko jàngalewuñ ko ma wax ne dañ koo def dañ koo jàngale dañ koo wax lii moo tax gars yi taalibe yi bañ ma ndax waroon ngaa wax loolu boo ko waxoon rek ñun ñëpp on aurait applaudi ne la bravo wax nga dëgg. léegi nag à l'état du Sénégal parce que xam naa ne heure bi mu ngi dem il faut ñu tëj à l'état du Sénégal de prendre ses responsabilités. Salafisme wahhabisme jël leen règle bi yàgg naa leen koo jox képp ku ne wahhabisme ak jàmm mën nañu cohabiter mooy ne dangaa bëgg a wax ne diwlin ak ndox mën nañu dëkk wala pétrole ak safara mën nañoo dëkk. parce que am nañu jurisprudence ci bépp réew bu ñu mës a jaar amuñu benn réew bu ñu jaar jàmm sax fa amut soit ba ñuy jël réew mi ci violence lañ ko jëlee ak tour deret comme ni ñu def Arabie Saoudite soit bañ ko jëlee ba pare violence moo fa régné ak terreur ak anarchie comme yeneen réew yi li fi am képp ku gis benn réew bu ay salafiste wahhabite jël réew mi ñi jëlee ko ci jàmm réew mi continuer des ci jàmm na ma jox benn exemple amul. léegi naka la nit ñu mel noonu nag mën a ñëwee Sénégal ñëw na ñoom ñoo ñëw pour woote ci jàmm ñoom ñooy ñëw pour jàngal nit ñi naka la ñuy nekkee ci jàmm fu dëgg amul jàmm mënu fa am waaye fu tooñ di am ak ñàkk a wax dëgg jàmm mënu fa am te wahhabiste yi ci loolu lañu sosu tooñ nit ñi ak tuumaal leen ak sosal leen ak wax loo leen lu ñu waxut askan leen lu ñu gëmut dëkk loo leen fu ñu dëkkut koo def lii nag bu yàggee mu fipp ndax man taalibe baay bi mënumaa gëm nga ñëw ne ma sa sëriñ Baay Ñas nangam ak nangam ak nangam la doon jàngale te ma xam ne Baay jàngalewut loolu taalibe sëriñ Tuubaa bi mënoo dem ci moom nekk sëriñ Tuubaa nangam ak nangam la woote te mu xam ne sëriñ Tuubaa wootewut ci loolu nan ngay nekkee moom ci jàmm. léegi nag dafa am benn contradiction boo xamante ne ñoom ñoom dañ koy dundee mooy gis nga nit boo ko bañee ba yéeféerloo ko wala nga ne nit bidaa la dangaa war a bàyyi léppam. seen sëriñ Barbahari dafa wax ci téeram bi tudd Sharhu Sunna mu ne aakulu ma yahudi wa nasrani wala aakulu ma mubtadiin dinaa bokk lekk ab ak yahud ak i nasaraan waaye duma bokk lekk ak ab mubtadi léegi seeni sëriñ yii dañoo wax ne boo gisee nitu bidaa bu awee yoonu ndeyjoor teggil nga aw yoonu càmmoñ kon il faut que vous soyez logique avec vos principes. Touba ga ngeen dëkk Dakar gi ngeen dëkk fekk ay nitu bidaa Tivaouane ga ngeen dëkk fekk ay nitu bidaa Kaolack ga ngeen dëkk fekk ay nitu bidaa na ngeen am fulla ngir yàlla ngeen génn dëkk yooyu ngeen dem ci àll kirikoro ba ngeen sanc fa seen dëkk woote ci yàlla bu fekkee li ngeen di wax dëgg la ci yéen. Sëriñ Touba bi muy sanc dëkk bi dafa dem ci àll boo xamante ne kenn musu faa dëkk mu fàkk dëkk woote ci yàlla yàlla uyusi ko. Baye Niass bi muy sanc Medina ay garab ak ay bukki ñoo fa nekkoon mu dem gor samp dëkk woote ci yàlla yàlla uyusi ko. sëriñ si woote ci yàlla ñu ci baree bari loolu la ñu def léegi yéen tamit bu ngeen amee ngor bu ngeen amee jom bu fekkee seen yaram bi deret moo ciy daw génn leen dëkk nitu bidaa yooyu ngeen dem fa ngeen di wéetale yàlla ngeen woote fa ngeen xool ba xam lu fees pick-up dana leen uy si mais mënu leen a nekk Touba wala ngeen nekk Tivaouane wala ngeen nekk Kaolack di jënd ay taxi di jox xale yi ñuy dawal wala ngeen dawal yéen ci seen bopp ay nitu bidaa di dugg ci taxi yooyu di leen fay xaalis ngeen di jël di lekk di tabax ay hôtel di tabax ay auberge di tabax ay école ci suufu ay nitu bidaa ba pare bu ngeen jugee di leen saaga di leen xas loolu mënta nekk. Soyez logique, soyez cohérent avec votre logique et vos principes. Soyez cohérent. Bu dee da ngeen a gëm ne Touba lañ fay def mooy yàlla la Touba lañ fay def biddaa la Touba ay nitu biddaa ñoo fa dëkk ci seeni téere seeni sëriñ dañ leen a jàngal ne képp ku nekk ci dëkk bu ay nitu biddaa nekk dafa war a gàddaay leen Sénégal yaatu na àll Kirikoro bi fii àll Tamba bi foofu dem leen ngeen dëkk foofu ngeen xool ba xam ñaari nit danañ leen uy si lu fees pick-up du ngeen ko am
mais da ngeen di nekk ci biir nit ñi di déranger nit ñi di leen arranger ngeen di déranger et ba pare bu ñu waxee ngeen ne kenn du wax nekk Touba am fa ay centre commercial am fa ay boutique am fa ay magasin di jënd ak ñoom di jaayante ak ñoom te boo jógee di leen saaga te bu taxutoon nag ñoom doo am loo joxe dépense ci sa kër jël ay taxi di ko jox ay xale ñuy dawal di ko jox say taalibe ñuy dawal di yëpp ay nitu bidaa ba pare boo jógee di leen saaga di leen xas jënd ay suuf di jaay ci ay dëkk ñi nga xamante ne danga ne ay nitu bidaa lañ di utiliser seen ndox di utiliser seen courant ba pare boo jógee di leen xas di leen saaga wax ji li ko guddal li ko gàttal mooy Sénégal dëkk la boo xamante ne dafa am ñu ko mooñ ci woote ci yàlla soxlawuñu beneen woote bu bees buy nit di fi ñëw naan ñu nàngam leerul kaay ñu leeralal leen ko soit da ngay ñëw nga jàngale jàngalin boo xamante ne doo vexé kenn doo tooñ kenn nga woote jëmee ci yàlla ci sa gëm-gëm ak ci sa xam-xam soit nga may nit ñi jàmm mais mënoo fee ñëw li fi nit ñi bind yépp nga ñëw ne danga koy defal critique di jël seeni téere yi di modifier seen wax di jël seeni pas-pas di ko daggate di ko saaga ba pare di gëm loolu ay xale boo ëlbatikoo ñu xoj la ci miir bi nga nar a génn def déclaration naan man waxuma dara dañ maa tuumaal dañ maa sosal dañoo am acharnement ci sama kaw kenn acharné wul ci sa kaw kenn acharné wul ci sa kaw kenn acharné wul ci sa kaw yaa fi diwoo puudar génn nit ñi di la yuuxoo boo ko diwoo wutoon kenn du la yuuxoo alors léegi nag à nous les mutasawwif ma tëjee foofu nañu xoolaat suñ bopp ci biir jotaay boobu dégg naa benn jigéen bu def benn vidéo di wax ne macha allah ñun taalibe Cheikh na docteur Ahmed Lo radiyallahu anhu ñu ngi nii ñëw nañ gisoo kenn ku am perruque gisoo kenn ku def boppi neen gisoo kenn kuy tëgg di fecc gis nga loolu ñuy ndamoo di ko tuddee sunna suñu sëriñ si ñu gëm ñun loolu lañ ñu jàngal lu tax ñuy seetaan ñoom ñi ci jiitu lu tax bu dee tëgg ak fecc la Baye Niass da koo aaye Baye Niass da koo aaye kon boo nekkee taalibe Baye di ko def ba ab ibaadu mën la cee jàmbaat xamal ne yow yaa teggi jàngalinu Baye Niass mais boo ko toppoon du am baat bu mu la jam moom laa fi wax live bi passé nañu delluwaat ci suñu jàngalee sëriñ si parce que ñoom biñ fi nekkee ils étaient armés jusqu'aux dents ñañu yaroon dañ leen a jàngal ba ñu dañu réer waaye ñun tey dañu xuus ci réer xuus ci fanatisme di def loo xamante ne nii moom lañu noon bi di amee lum ñuy jamee jamono Baye Niass ndax di nga gis benn jigéen bu taxaw ci kanamam di fecc wala benn jigéen bu taxaw ci kanamam solin boo xamante ne danga naan lii charia daf ko récuser kon tey bu jigéeni salafiste bi ñemee taxaw grand théâtre di la jàmbaat boobu yow jigéenu taalibe Baye bi wala yow jigéenu taalibe mutasawif bi moo xam muy taalibe Sëñ Tuubaa wala muy taalibe Sidi Hadji Malick yow yaa wàcc yoon xoolaatal sa bopp bukki bu yebee waxambaane ca doxin wala alors bi ci topp mooy suñu mbokk sufiyanke ya demoon grand théâtre ma jàpp ne dañ leen a trompé de bonne foi waaye ab salafiste doy na ci ñu jël waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñoom yonent bi moo leen jox tampon ne hum charu muntazarin yuntazaru hum kilaabu naar maanaam ñoom ñooy li yées ci li ñuy xaar ne dina feeñ ci xeet wi ñoom ñooy xaju biir safara yi maanaam ci biir safara sax ñoom ñoo fay xaj yi léegi ñu mel noonu yow boo ñëwee di ànd ak ñoom ba taxaw di wax naan tariqa yi dafa war a disparaître wala ci disparition la jëm je pense que c'est trop dire sincèrement je pense que c'est trop parce que l'islam mënta dox sans tariqa mënta nekk mënta dox sans tariqa ndax tariqa kat duwul dara lu dul organisation booy organiser jaamu yàlla yi nit yi
doomi aadama yi organisation boo leen di organiser ci ñi mën a wéetal seen borom topp seen borom d'une façon organisée loolu mooy tariqa léegi soit nga tuddee ko tariqa tijaan wala nga tuddee ko tariqa murit wala xaadir wala nga tuddee ko tariqa salafiya wala tariqa ibaadu rahman dégg naa Mor Kébé moom ci boppam mu wax ne ñoom seen tariqa ma ne kon suñu mbokk yi ñoom tamit dañoo am tariqa te ñu yëguñ ko ndekete ñun ñu ngi nelaw xaaral ma tegal leen vidéo bi ñu déggandoo ko mu ne ñun suñu manhaj suñu doxalin suñu tariqa ana sëñ Modou Mbacké Touré gisoon naa mu partagé ko je sais plus fan laa mën a fekk vidéo bi donc wax ne tarixa yi dañuy disparaître wala ci disparition lañ jëm tout simplement parce que xëy na kii wax loolu am na frustration bi nekk ci xolam wala problème bu mu am ak i nit nañ déglu Mor Kébé après ñu continuer. loo wax ñu xëpp ci suuf bëgg nañ kut ko kut yàq sa der yàq sa image léegi dañuy daal di jël wax jooju commencé tasaare ko di indi ay jiixi jaaxa ci bopp ndaw ñi mais nañ def ndànk voilà nañ def ndànk fii kenn nekku fii di tasgiye kenn ñun suñu yoon suñu manhaj suñu tariqa dafa leer ñun suñu yoon suñu manhaj suñu tariqa dafa leer. d'accord suñu yoon suñu manhaj suñu tariqa. ñun suñu yoon suñu manhaj suñu tariqa dafa leer. léegi nag man bi ma ko déggee sincèrement je me suis dit suñu mbokk yi nekk ñoom dañoo am tariqa kon sëriñ bi nga xamante ne mooy toog ci plateau wala mooy toog ci kiyam di wax ne tariqa yi dañuy disparaître dans un avenir wala nangam dañuy dem ci l'islam post confrérique je pense que boo fi jëlee tariqa tijaan yi ak murid yi ak nangam tariqa salafisme moo fi samp parce que ñoom tamit am nañu tariqa tuddee nañ ko manhaj nag tuddee nañ ko salafiya tuddee nañ ko salafu saalih tuddee nañ ko ahlu sunna waaye tariqa la daal à la fin tariqa la à la fin au vrai sens du terme am na nag noo xamante ne bu ko articuler woon discours bi man dinaa mën a d'accord mooy par exemple mbumbaay beeg xumbaay bi extravagance bi ñàkk jàng bi lii bu ñu ko continuer dafay jëm ci taqal deru tariqa te loolu ñëpp moom la ñuy wax du'aatu islaax yi nga xamante ne ñoo mës a feeñ ñëpp ak mujaddiduna yi ñëw yëpp loolu la ñu doon xeex Cheikh Ousmane Dan Fodio bi muy tajdid tariqa qadiriya loolu la doon def Cheikh Ahmadou Bamba bi muy tajdid loolu la doon def Baye Niass bi muy tajdid loolu la doon def mujaddid bu mës a ñëw ci loolu la nekk bil Moustapha na waytu maa yu jaddidu sunnatahul ghara wa inni ahmadu loolu la Serigne Touba wax Baye Niass mu ne la rajaiya rafu diini wa sunnati lati tajahalaha al aqwamu fi kulli qaryati Cheikh Ousmane Dan Fodio wax na ne yaa rabbi alima batini kazahir ajibi allazi yad'u bi sayyid abdul qadir darajatu ahmad fi biladillahi qad amad wa jamat inda abdul qadir imanuna ma sunnatin fi taatin zidni biha bi cheikh abdul qadir kon ñoom ñëpp ci yoonu tariqa la ñu nekkoon kenn ku nekk ak sa tariqa waaye nag ñëw yeesal ko ba pare jéem a génnee gàkk-gàkk yi nga xamante ne ay doomi aadama dugal nañ ko ci mais loolu ça veut pas dire que dañuy dem ci un islam post confrérique parce que dem ci l'islam post confrérique mooy dem ci monde post islam wala post religion parce que confrérie bu fi jugee l'islam jugee fi yonent bi ci boppam moo njëkk a sos confrérie je pèse bien mes mots je pèse bien ku ci bëgg na tànn plateau télé bu ko neex yonent bi ci boppam moo njëkk a sos ay confrérie bu dee joxe werd la yonent bi moo njëkk a joxe werd bu dee joxe ay charte la yonent bi moo njëkk a joxe ay charte bu dee tënk nit ñi ci ay nangam la yonent bi moo ko njëkk a def organisation def leen nangam yonent bi moo ko njëkk a def kon on peut pas aller vers une islam wala une religion islamique post-confrérique c'est impossible frustration boobu ma ne man a'uzu billahi min kalimati ana j'ai 1001 raisons d'avoir la même frustration waxuma la sax proposition yi kaay ñu defal la nangam nga génn ci sufiyanki nga nekk wahhabisme kaay ñu defal la nangam nga def waxuma la loolu c'est à part mais frustration ci say mbokk taalibe yu ñu la def frustration ci say mbokk taalibe yu ñu la def wala ñeneen yu la def bu fekkoon moom mooy tax
raison la pour nit ki war a mën a affiché wu ak Ahmed Lo konoon man tey ci xutbu salafiyya yi laay bokk ci xutbu wahabiste yi laay bokk li may wax nag njar naa soow mi j'espère que ku am dégg-dégg li dama dégg bu baax bu doon loolu mooy tax nit ki génn ci tasawuf wala di attaqué tasawuf di jeter ay pierre di sànni xeer konoon man tey ci xutbu salafiyya yi laay bokk nañu toogaat ñu xool salafiste yi dañu déclarer guerre déclaration de guerre boobu dañu dem ba xam ne intellectuellement mënuñu koo handalap ñu woote jàmm woote bi ñu woote jàmm defuñu ko ludul pour bëgg ñi may leen un temps le temps que ñu préparer waat pour defaat une deuxième attaque dañoo bëgg ñi may leen battement rek léegi nag ñun bu ñu toogee fii di nelaw di lëkkaloo ak ñoom di tadaamun ak ñoom di neexaloo ak ñoom dañoo toog ci branche boo xamante ne ñu ngi koy siyee te du nekk ci suñu arrangement in uridu illa lislaha mastataatu li ma bëggoon na wax bëri na lool waaye temps bi sori na xam naa bu fekkee question am na mën nañu jël ñaari question wala ñett buñ paree ñu tàggatoo incha allah maa ngi jéggalu ci guddal bi bu baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.